asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy déglu fii ci WPAT 9:30 AM seen mbokk seen xarit soxna Nogoy Mbuub ci micro bi waaye tamit nekk ci xarala bi fas yéene ànd ak yéen tey ci seen émission bu mag bi ci àllarba ji ñuy dugg alxames incha allahu taala ñu war a rek d'abord jéggulante baalu ak mbokk jullit yi te di leen baal tey ñaan sunu borom bi jégal ñu te ubbil ñu ay xéewal daxal ñu seytaane te may ñu leer ak gis-gis ci projet yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg te ñaan sunu borom mu defal ñu ko tey nag li ñuy njëkk a def rek saa su ne mooy di wax ne sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci ay loxo te jafe-jafe yóbbu leen fa ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaaral leen ñu dellu siwaat ci sunu biir defal leen yokkute dindil leen ay jafe-jafe ba nga xamante ne nii incha allah lépp lu nga xam ne seen naqar la woon dinañ ci kontaan bu baax ba dellu si ci waat di wax ne rek ñi nekk ci ñoom it lalu hôpitaux yi ñu ngi ñaan suñu borom may leen wér ba ñoom it macha allah ñu dellu si waat ci communauté bi yàlla jàppale leen dimbali leen ci lépp xam naa rek tey moom xam ngeen ne baat bi gis ngeen ko noonu moom baat bi dafa tëw rek le rek waaye ñu déglu rek li nga xam ne mooy Fatiha mu ubbil ñu sunu waxtaan ndax waxtaan wi tey waxtaan wu am solo lay doon ci rajo Pencum Réew mi incha allah ñaas tuuti rek ma ñëw ak yéen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين صدق الله العظيم ci barke Fatihatul Kitab boobu ñu ngi ci duggee rek di ci ñaanal mbokk jullit yi dem aji Makka xarlu di ci santaat yàlla ci dogalam ba sunu mbokk mi nga xam ne moo bokk ci ñun fii muy Malick Sylla nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci réew mi di patriote bokk ci parti PDS ñu jël njaal mi jële ko ci président de la République son excellence monsieur Macky Sall ak la première dame ak ambassadeurs yi fi nekk yëpp ak consul général ak coordinateur yi ak député Abou Diallo ak sunu tur ñun soxna Nogoy Mbuub ak turu Omar Diaw Seck ak turu sympathisant yépp ñi ngi jaale sunu frère Malick Sylla mi nga xam ne wax dëgg yàlla bu ñu bokkul parti itam ñoo bokk réew mi bokk xalaat muy waaju baax ci sama xarit ñëpp xam ma ak Malick Sylla wax dëgg yàlla bi ñu yëgee naxar bi dal ci kawam sant yàlla la ndax béréb bi magam bi demee ku ne bëgg na faa dem dellu si waaye nag ku yàlla woo ba nga jege Seydina Mohamed mu jël la fa lu dund neex yàlla nañu yàlla may bis yi tel noonu te yàlla na yéex Malick Sylla ci turu APR ñu ngi lay jaale sa mag bu jigéen boobu génn àddina di ànd ak yow ci naqar bi yëpp ba fi naqar tàmbalee ba fu muy jeex ñu ngi koy bokk ak yow di joxewaat tamit sant ak gërëm bu jóge ci Mouna Gueye
mi nga xam ne moom it papaam dafa nelaw fan yi mu wax ne mi ngi sant ñëpp lii métit bi daloon ci kawam ci julli gi ñu tàggee ko baayam bi sénégalais ak sénégalaises yëpp jàmbale ko ci imam yi ak waa soppee xaadim ak xarit yi ak association bi ak kilifa yëpp ñëw nañu wàcceeklu kaamil ñaanal ko jàppale ko ba métit bi sedd na kon mun na gay ci turu APR yow mi bokk réew mi ñu ngi la koy jaale ak waa réew mi yëpp ndax ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ci noonu nag lañuy waxee rek ne tey nag bis bu rëy la ci ñun tey nag moom bis bu rëy la bis boo xam ne macha allah xam ngeen ne Sénégal dañu toll ci parrainage nag dafa mel ni gaañ dafa yóbbu seen fit ñu ne ci waxtu daal ñoom daal waxtu lañ fi nekkee jël nañu parrainage daal solal ko mbubb mu gàtt solal ko am ay benn bët bu dul gis jël parrainage indil ko diaboliser ko jël parrainage indil ko problème ba nga xamante ne ni parrainage moom sol na beneen mbubb waaye li gën a neex ci parrainage bi mooy tame yu réet la ñun tame yu réet lañ ko tuddee parce que ñi nga xam ne dañ fi nar a nekk fas yéene chantage réew mi jël réew mi en otage moom barke Serigne Touba tey rek ma waxtaan ak yéen tey lay débat politique ba raag ba naaw du ma tudd tur yi nag ta semaine bi yëpp dégg naa leen sama gars yi parti yi ngeen di wax rek parrainage léegi xaar leen maa ngi ñëw dem jëli sama gan bi su ko defee billaay di ngeen xam ne parrainage bii non parrainage dina neex parrainage tamit yu réet la de chantage bi moom 81 partis mbokk yi yéen tam na ngeen waxtaan réewum Sénégal même pas 13 millions d'habitants est-ce que mën na sax 14 millions ñu bëgg a yor 81 partis te kat partis yi am nañ ci ñoo xam ne wóor na ma ne amuñu sax 500 personnes yu leen war a mën a sponsoriser ci 7 régions yi ñu bëgg nag ku ci nekk rek nga dem ne président léegi man soo bëggee ma yóbbu sama 500 personnes yi da nga may jox poste ministre rek poste député dégg nga yooyu moo jeex barki Rasul ay jeex na léegi ni may def mooy dama leen waxoon ne dama leen di indil waxtaan wu neex woo xam ne damay jëli sama gan gi ndax xam nga boo amee gan da nga koy jëli su ko defee boo ko jëlee mu nuyoog mbokk yi ak xarit yi ak taalibe yi ak soppe yi waaye balaa muy nuyoo moom sax mi ngi xaddamti ko di ma won ne maa ngi fi waaye billaay maa la gën a nam xaaral rek dafa am nu may bëgg a ñëwee parce que gan boo koy amee da nga koy ganale namoon naa leen nag tabaski bi waroon naa ñëw ziyaare leen baalu leen àq xam naa xar mi am na ñu mbëkk waaye xaaral maa ngi nii yegsi naa léegi déglu leen fii suñu Sénégal ci kaw suñu drapeau ci kaw ak kaw suñu Sénégal ci kaw yaa ngi si fa jant sow suñu Sénégal ci kaw gaynde njaay ci kaw ak kaw suñu Sénégal ci kaw yaa ngi si fa jant sow mat nañu jiitu réew bëgg tal boppam soxlawu askan wi mësu ci tee loxoom defuñu politique bokkuñu benn parti. non war nañ la séddal nii. man de séddal naa ko. yaa ngi liggéey réew mi. wallaay dëgg la. we say thank you. I do say thank you, Mr. Macky Sall. And I will say yes. Parrainage gars ñi dee leen ma signature yi bu leen signé kenn. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus modernes. Oh. Je te jure. La ville moderne par excellence. déglu leen ko de. seen réew la ñuy wax nag Sénégal waxuñu beneen réew. Je renouvelle nos félicitations et notre soutien. tax na village yu bëri am courant am ndox. am nañu ndox wax leen dëgg. man Gossas la sama maam dëkk. dëgg la. defar këru diine yi yokk bërëbu jàngukaay yi. dëgg la. réforme ci mbay mi ci sàmm bi gis nañ ko. aéroport baa ngi nii. man ci laa wàcc Blaise Diagne moo ma indiwaat sax. Sénégal waaj na. dëgg la.
autoroute Ila Touba. wallaay bu pare. Express régional. boobu moom bu gaal gi corné ma d'accord. Tamba. Diamniadio doon ville buy màgg. oh. Dakar mën na nooy. Son nom est Diamniadio. wallaay dëgg la dëkk bu bees sax. boo fa demee sax yaakaar ne da ngaa dem Lompoul. deuxième mandat ndax yéen bi gis na nañ la ñaanal ci li ñu defal culture urbaine duñ ko fàtte nañ la ñaanal dëgg la. ci xéewal deuxième mandat ndax yéen bi gis na mais yàlla ko koy téyel yéen bu diisee suñu borom la koy téyel téeñu rek la ngay def moom fekk mi ngi ko téye ci kaw mu woyof tool borom gaaf bu rafet bi président Macky Sall. thank you I do say thank you. ñu lay ñaanal eh ñoom sa gannaaw man de maa ngi sa ginnaaw. ci kaw ca kameesi we say thank you Washington du Sénégal ba pare nag tey moom dañ ko woo en tant que le chargé à la communication de la DSE des États-Unis mu war a ñëw nag ñu waxtaan ci li xew ndax tey yëg nañ ne démb dem nañu jëli li nga xam ne mooy caabi ab parrainage ba kenn ku ci nekk ñu ne nag yaay seet nooy ubbee sa bunt ba tëju mbaa nga tijji. madame Aminata Touré mi nga xam ne mooy coordinatrice su pôle bi dégg nañ ko dinañ fa ñëw léegi ci kanam indi interview bi nga ko tegal waaye yow tey ñu bàyyi li nga nuyu askan wi d'abord ñi lay déglu su la neexee nga def ko ci wolof bu la neexee nga def ko ci français su la neexee nga def ko ci pulaar te je sais que dégg nga espagnol sax mais dimbali ma rek bul wax espagnol waxal ci ñetti làkk yooyu bu la neex bismillah. jërëjëf waaye jërëjëf Adja Nogay suñu sœur vraiment jërëjëf ñu rafetlu li ngay def liggéey bu rafet bi nga xam ne mën nga ko maa ngi nuyu ak di ziar suñu mbokk yëpp ñu di déglu ak ñi nga xam ne amuñu dégluwuñu waaye ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñu leen di ñaan nañ ñu baal ak ñu baal nañu ak ci tabaski bi ñu jàll yàlla may ñu fekkee day ñu bare njabootu Sénégal yëpp nekk ci jàmm ak salaam. balaa may dugg tamit ci nuyoo bi maa ngi njëkkee ñu ko li ma dégg léegi mu daal di daanu mooy suñu xarit suñu doomu ndey bi Malick Sylla daal di ñàkk ki nga xam ni doomu ndeyam la ca Màkka yal na ko yàlla xare àjjana ñu ngi koy jaal moo ko nekkee yëpp yal na yàlla xare àjjana ñi nga xam ne dem nañ li nga def tey ji programme Nogay. waaw programme bu mag la. tam bon xam ne bu fekkente ni tey buñ ciy dugg tey ji dana neex comme ni nga ko waxee. ndax bu ñu waxee parrainage xam nga gouverner. c'est prévoir. dëgg la. booy jiitee réew naam am na ay jamono fooy toll da ngay gis lu ñëw ci réew mi. da nga war a seet li nga xam ne yii di ñëw même bu fekkente ni ñi nekk ci réew mi am na naam ñu ko mënul comprendre. nga fexe gàttandu ko indil ko ay solution pour nga xam ne lii di ñëw dañu mën a ci génn jàmm ak salaam. tey jii ni koy tubaab bi waxee la vie a donné raison au président Macky Sall. ndax yaa ngi fàttaliku ba ñuy def suñu référendum. mbirum parrainage bi dañ koy wax ñu ci bare ñu ngi xataraa yu daal lii di démocratie lii laa waaye li ñu séentu woon gis nañ ko tey jii. mooy mbirum parrainage bi ni nga ko waxee léegi juróom-ñetti fukk ak benn kàngaama am na ñoo xam ne sax naam xamuñu leen sax seen quartier bi ñu dëkk ñu taxaw ñu ni dañuy wut pour jiite réew mi. donc parrainage bi ndokk ba mu ñëwee daal di mën a bloqué bi nga xam ni caaxaan la woon ci biir doxalin réew mi mooy wut li nga xam ne li gën a am importance ci réew mi mooy jiite ko. parrainage bi du freinage du freiné kenn passage la bi nga xam ne ci kanamu askan wi ñu mën a ràññee xam d'abord bu fekkente ni ki nga xam ni bëgg na jiite réew mi na mën a jiite d'abord ñaari téeméeri nit. dëgg la. donc loolu parrainage bi tey kenn amatul discussion débat tey est-ce que amul sens wala déet moom mooy renforcer suñu démocratie. wane tamit du caaginu ku jóg rek ku mel ni man
taxaw daal di bëgg naa réew mi wutuloo ko xam nga ni xel doo ko jot waaye yaa ngi ciy wut ab noo amee ab CV wala carte de visite ancien candidat à la présidence réew mi alalam ñu jël koo jël ay journaliste ak ay oto topp ci bu télévisé toppale ko sa gannaaw ngay càmbaambaale ci réew mi di wax ñu lay déglu parce que defuloo lu toll noonu ci réew mi loolu moo tax tey jii mbirum parrainage moom ñëpp ngi rafetlu mbar ndagam Haalpulaar yi di wax bi ñu président Macky Sall amee xel fexe ba nga xam ne li waroon faagaagal suñu ay élection yi daal di koy delloo ci ba daal di koy détourné loolu donc xam naa ne tey jii kenn tamit mënul wax ni li ñuy wax 0,8% yi ba 1%. képp koo xam ne tekki nga ci réew mi nga war a wute réew mi defe naa ne loolu warloo ko mën a ñàkk. loolu nogay defe naa ne il faut que ñu d'accord ci parrainage yi tey jii histoire jox na dëgg ñi nga xam ne mooy njiitu APR sénégalais yi nga xam ne dañuy woote woon pour référendum bi jàll wi tey jii tamit mën nañu siggi daal ni ndekete kat ñun li ñu nekkoon suñu njiit bi ci dëgg la nekkoon. dëgg la. bu loolu jàllee ñu ngi jëm ci parrainage. ay waajukaay yi nga xam ni ñoom ñooy gàttandu li nga xam ni moom mooy parrainage dafa am. benn parrainage bi képp koo xam ni citoyen nga te électeur nga yore nga sa carte d'identité mën nga tamit da ngay voté. da nga war a jege ki nga xam ne moom mooy collecteur yi. collecteur dana am ak fiche am waaye kooku dëkk bu nekk candidat bi moom mooy désigner ki di collecté pour li nga xam ne mooy signature ndax signature yi lu am solo la. dëgg la. mën nga def ay signature yu bare yéen ngi fàttali ko Youssou Ndour booba temps indépendant la woon di wut ay pour ay parrainage booba temps mënul woon nekk candidat ndax ci biir signature yi ñu koy jox am na ci bare yoo xam ni validé wuñ ko. moo tax ñi nga xam ne ay collecteurs la ñu war a dem ci dëkk bu nekk pour daal di dajale signature nit ñu wóor la ñuy doon. waxuma candidat ñun di candidat Macky Sall président Macky Sall waxuma moom rek mais candidat bu ci nekk dañu leen di alerter depuis dès maintenant balaa ñuy yuuxu ñu naan dàq na ñun fekk dàqal ñu la. signature caaxaan du fa dem parce que dañu laaj ci nga xam ne dafay voté ki nga xam ne dafa am carte d'identité am ak localité bi ñu nekk. nga daal di parrainer nit ki. bu fekkente ni am na loo xam ne sepp ci. da ngay sonnal sa candidat bi bu demee foofu ëllëg ñu ko war a atte ko xam ni signature bii signature caaxaan la. wala carte bu existe wala mu daal di signé keneen parce que c'est la saison tamit traite pour ñenn ñi. bu boobaa da nga yàqal candidat bi ci boppam moom mooy yàqule te kooku du ko naw. d'accord teel sa fa loxo foofu yaa ngi wax bu am solo ci double signature ba triple signature parce que da nga ne traite la loi bi kon tey lan la wax ci ki nga xam ne daf ko def traite yaakaar ne dafa war a fooye parti wala dafa war a lekk xaalisu parti wala dafa war a fooye sunu juriste ba nga xam ne dinañu sonal nit ñi bu ñu waree dem ci fichier bi pour xam tey kii kan la signé kañ ñu gis Nogoy Mbuub signé ñetti signature lan la loi bi wax ci Nogoy Mbuub mi signé ñetti signature. loolu am solo la ñu ci boppam. article bi nga xam ne moom mooy atte. li nga xam ni caaxaan wala sabotage wala dañ ko jënd mu bëgg xaalis bu jox ko. mu fexe ba def ay ñaari signature. ñu ni kooku dafa am benn article L88 code électoral. mu ni électeur boo xam ni mënul parrainer benn candidature nga mën a parrainer. su fekkente ni parrainage bi dafa nekk parrainage yu bare multiple mën nga am emprisonnement benn weer ba at nga di ko tëdd ci kaso ak 10 000 ba 100 000 francs d'amende kooku L88 code électoral bi moo ko wax. waaw kooku moom na ko ñëpp dégg. waaw loolu moo tax mel ni képp koo xam ni yàlla baax na sax ñi nga xam ni candidat yi nar a doon ñu ci bare yaa ngi ko wax 81 yooyu candidat à la candidature. wóor na ma ne ci xam naa ni les 80%. amuñu sax ku leen représenté foofu ci New York gi nga nekk tey. teel ma foofu ma ñëw. waaw
waaw teel ma foofu ma ñëw di leen fàttali rek ne am naa coordinateur New York dugg si na am naa itam ki nga xam ne mooy Bassirou Djigal Hadi Traoré aussi am naa ko ñu déglu. Retirer les instruments de travail, c'est-à-dire le formulaire de parrainage et le fichier électronique. Nous avons pu constater qu'il y avait environ, si mon compte est bon, puisqu'on a compté, 81 Sénégalais qui souhaiteraient être candidats à la candidature de la présidence de la République. Et il est évident que cela n'est pas possible. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui confirme la nécessité d'avoir justement cette loi de parrainage, parce que il ne faut pas passer dans un pays une semaine à pouvoir voter, parce que ce n'est juste pas possible. Maintenant, le travail va commencer. Les candidats à la candidature iront collecter les parrainages conformément aux dispositions du code électoral, l'article LO 57. Et voilà ce qu'il faut dire. Mais vous avez tous vu la foule qui était venue. Tous ceux qui sont entrés dans le bâtiment sont des coordonnateurs de parrainage de citoyens qui veulent être président de la République. Une démocratie, il faut l'organiser. C'est ce qui explique a posteriori la pertinence de la loi sur le parrainage, tel que ça se passe dans tous les pays du monde. Encore une fois, et tout le monde n'est pas encore venu, j'imagine, mais déjà 81 candidats possibles, vous imaginez bien que ce n'est pas faisable dans une démocratie. dégg nga loolu monsieur le ministre yaakaar naa ne mooy fi nga daanelee léegi Hadi Traoré maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Nogay. yaa ngi am monsieur Makan yaa ngi am le coordonnateur de New York Serigne Bassirou Djigal yaakaar naa directement rek ban appréciation nga am ci 81 candidats pour à la candidature du président de la République. waaw kooku la ma ci rafetlu bu baax mu tontu si balaa ma ci dugg nag ma nuyu sa mbokk auditeurs yi. mu nuyu tamit ñu ma fekkal ci plateau bi mu nekk sama xarit sama frère le ministre Makan. ak suñ doyen également. Bassirou Djigal doyen Djigal. voilà donc Nogay dama bëggoon wax rek que pour affaire du parrainage bi. je pense que war nañ mën a def tuuti benn marche arrière ci suñ rétroviseur. pour xam lan moo waral parrainage bi ak vision président Macky Sall. que lépp loo xam ne dafa war a nasaxal suñ démocratie il fallait nga arrêté ko. donc léegi nag ñun nañ def filtre moo waral parrainage bi pour ñu bañ a jaay suñu réew. jox ko ay aventuriers ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge amuñ histoire. amuñ loo xam ne war nañ ko mën a teg ci biir réew ma ñu mun a jël kii jox en tout cas jox ko waa bitim réew wala donc daal def ay deal yooyu mooy parrainage bi moo nekk guuta boo xam ne président Macky Sall génne nañu ci te loolu lañ doon nar a dem. léegi nag pour parrainage bi je pense que am nañ benn candidat. candidat Macky Sall. naka lañ ko war a parrainer. naka lañ war a def ba xam nga ñëpp ñoo xam ne dañuy teelal seen loxo pour du laaj réew mi. ñu xool en tant que militant en tant que sénégalais de façon générale ñii di tàllal seen loxo yëpp kan lañ war a jox réew bi. il faut ñu xool kan moo si am histoire kan moo si am jaar-jaar. ba xam ne war nañ ko wóolu ba mun a teg réew mi si loxo bi. te suñuy waxee président Macky Sall suñu xel dafay dal parce que. bu mu ñëwee ba ci bopp réew bi ba tey. gis nañ jéego yum def gis nañ fu mu jëlee réew mi. fu mu ko yóbbu tey. mu nekk ci wàllu économie wàllu démocratie suñ gan gu am tey gan gu màgg gi mu nekk Merkel. bu ñëw seet ci président. kooku yëpp montré na que Sénégal tey dafa compter ci biir diplomatie internationale. kuy def loolu. mënoo ko méngal ak ñoo xam ne ñu ngi soog a dugg ci géew gi. amuñ jaar-jaar amuñ foo xam ne tamit war nañ mën a wax kii def na lii kii def na lii. moo tax ci 81 personnes yooyu. wax dañuy tàllal seen réew seen loxo am na ñoo xam ne jiite réew taxul ñu jóg. am na leneen loo xam ne moo leen tax a jóg. heureusement
que am na parrainage yi. te su parrainage bi tamit dañ ci war a ñaaxaat suñ mbokk yi ñu ràññale. parce que suñ ministre Makan wax na ko léegi pour laaj parrainage ku nekk dana ñëw pour wax dañ lay signal ñu xam ne tamit yoon moo encadré yëpp. amuñ loo xam ne war nañ ko mën a def ba xam ne dañuy génn si yoon te su ko génn si yoon tamit dana la daan. donc daal lu ma mën a daal farañ fàcce si parrainage bi mooy. ñu xam ne président Macky Sall. soxla na ko parce que bii moom moo nekk premier tour. avant le 24 février. d'accord. premier tour avant le 24 février dañ ko jox tamit ba mu xam ne àggul si 0,8% wala 1%. nañ natt suñu bopp ba xam ne lépp luñ mën a collecté nañ ko jël teg ko si loxom. te ñeneen ñi suñ ñëwee si terrain bi dinañ xam ne fii amuñ concurrent aussi nekk Macky Sall mënoo wax dañuy ñëw méngoo ak moom loolu la amoon mooy wax ni par rapport ak utilité parrainage bi. d'accord naka lañ si war a demee. d'accord dinaa dellu si waat ci yow tuuti ci kanam ma ñëw ci Bassirou Djigal mi nga xam ne mooy le coordonnateur de New York ànd ci ak Adja Rama Tall mi nga xam ne mooy la coordinatrice de New York. macha allah ñu am réunion bu mag bi nga xam ne avant première lañ ko tuddee ci jëm ci ni ñuy waajalee liggéey bi Bassirou maa ngi lay nuyu. Adja Nogaye maa ngi lay fay bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu mbokk yi. ñuy déglu rajo bi yëpp. auditeurs yi di nuyu sama xarit ministre Makan. ak Adi maa ngi lay nuyu bu baax a baax. coordinateur de DC bu Canada maa ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare. tey nuyu nag tey sant itam nag ba nga may ma sant yi nga xam ne si ñëwoon nañ ci réunion bi ba fi dem keroog londi. vraiment réunion bi ñëpp ñëw nañ ak fortu macha allah lañ ko doon seen lépp gis nañ ko ndax wootu ñu wuy si la. du njàmbaate dimbal yàlla waaye nag suñu borom dimbal nañu ba ñëpp ñëw nañ. man képp ku ñëwoon ci réunion bi rek lépp militant bu ci woon tànk rek amal naa la ngërëm amal naa la cant maa ngi lay ñaanal tam. te li may wax tam Adja Nogaye di ko wax mooy. ñun fi ñu toll parrainage bi ci wax nii. mooy lañ ci war a def mooy nañ fexe ba am 3 millions. parce que du caagee nekk 60 000 yi soxla ndax fi ñu toll li ko président di waxee rek mooy bu ñu leen may dara. nañ fexe ba jël lépp. wan leen ni lii lañ leen mane. jël bu rafet laa nekk te foofu laa soñ. waaw jël bu rafet leen may dara. waaw nañ fexe ba jël lépp képp ku ñu am daal lépp lu ñu am daal nañ ko jël. lu am lii daal c'est le minimum nañ fexe ba lijjanti 3 millions parrainage yoo taxaw temm yoo xam ne si pare nañ ko pare. loolu moom suñu ko defee mooy jël bu rafet la. ñu teg lañ suuf ndànk buñu demee nag ca le 24 février su boobu alhamdulilah lañ fay bëgg day yomb lool ci ñu isi ko buñ toog naan li lañ soxla wala tayi nañ ko déedéet nañ ko képp ku war a parrainé nañ leen jox la nga parrainé ñu leen jox la ko ndax fi ñu toll te man tam de fi ñu toll sax président li mu def nii maanaam li ñu naan yaay nañ nit ñi ndax bu toll def loolu li tey 200 personnes ou 300 personnes lañ déposé candidat tey mais heureusement tey gis nga 80 maa ngi sax dégg te ñu naan ay 94 ak 80 nangam ñoo déposé ay candidat te bu defutoon seet tamit bi bu amutoon kon dana yokk loolu sama tame yuru bi waaw tamit bi waaw te tamit boobu bu ñëw doon kon mu si bëgg na am waaw te tam fi ñu toll man Adja Nogaye amaan naa benn gis-gis mooy Sénégal fi ñu toll li ñu war def mooy képp ku nekk te da ngaa bëgg a nekk président dañoo war a teg sa background woon topp journaliste yi ñëw journaliste yi defuñu seen liggéey war ñoo topp nit ñi di dem fa mu juddoo fa mu jànge école fa mu jaar ba ak si tey ba war nañu ne jumaa jëf réew mi Sénégal doon tuggéey moo xam ne dañu ko jox n'importe quel kii mu taxaw ko yore ko jaadootu parce que loolu mooy yàq réew mi dañoo teg fi ñu toll nii képp ku ko bëgg a ci ne Sénégal laa bëgg a yor dañ lay tàmbalee fa nga juddoo ba fa nga toll ni nga toll ba fi nga jàngee ba fa nga agsi ñu xam koo jaar ak koo jaar ba tey man doog laa mën a jox réew man gëm naa ne foofu war nañu faa àgg fi ñu toll te démb dégg naa bëgg dem benn journaliste bi wax lu mel noonu te loolu lu journaliste yi war a liggéey journaliste leen waaye ku jóg rek ne damaa bëgg a nekk Sénégal nañ la ko jox Sénégal dañu ko bëgg a yàq ci te lii nag Adja Nogaye président Macky Sall liggéey bi ñu liggéey nii amaana 1960 ba léegi Sénégal mi ngi dox mais àggul fi mu àgg te am na fu mu ko fekkoon am na yoon liggéey mais bi mu fi jëlee jël na ko macha allah liggéey na ci liggéey bu rafet te mi ngi koy continuer kon nag nañ ko jàppale ne ko Sénégal yëpp lax laay woon na ko ñëpp jàppale mu àggale 5 ans yi teg Sénégal ko ci place bu jaadu niveau bi mu place Sénégal war a niwati yooyu ñu xam ñëpp xam ne Sénégal mu nga ci néew bi ndax boo gisee tey àddina bi yëpp wut nañ Sénégal président Chine mosu faa ñëw président Allemagne mosu faa ñëw ñooñu ñëpp kenn ko yaa ngi ñëw Sénégal ndax Turquie mosu ñu faa ñëw loolu mooy wan ne kon Sénégal ko am na fa ko Macky Sall teg te Macky Sall tam nag nit la ku diiñ ko am crédible ko xam ne si ko àddina bépp respecté la moo tax fu waay jógee ne daan seeti président Macky Sall moom daw nekkul Afrique moom daw nekk fa président te waaye képp kat ku jaar Sénégal nga jaar
te yàgg-yàgg di ngeen dégg ñoo Donald Trump bi dem na Sénégal seeti ko kon nag ñëpp ko seeti kon nag suñ yooyu moom nañu ko téyal suñu bopp te jox teg ko ci loxo yu wér koo xam ne si mat nañ ko mën na ko yore mu yore ko kon baax na suñu loxo. jërëjëf sëñ Bass yaakaar naa ne loolu am na solo sa woote am na solo sa leeral am na solo balaa may dugg rek dellu si ci président ministre Makan ñu ñëw nag ci waxtaan wi sëriñu Macky Sall saa yu may ubbi day dugg sëriñu Macky Sall bisimilah. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw alxuraan nga bëgg wala ngoyaan waaye balaa loolu am nag. bas jigal yow nag boo ma laajee loolu ceddo yi dinañ ma rey waaye man alxuraan laa bëgg nag kuy bëgg alxuraan di waaye li ma laajee rey waaye. waaw bala ma alxuraan yi ñëw danaa wax ak bas jigal. waaw waxal ak bas jigal alxuraan lay jiitu nag. bas maa ngi lay siyaare di wax ko nee ko. cere ba ñuy njëkk campagne Macky Sall maa dawale oto Manhattan ba Brooklyn. macha allah yàlla nga ko dawalaat Manhattan ba Brooklyn. parce que kon jigéen di wooñu ba ñaale ba pare. man bismillahi rahmaani rahim. kon alxuraan jàngoog. yaa ngi dégg. demal bu ko bàyyi de bul wàcc. am li ma ci teg. teg ko ci. ne bu soobee yàlla dañ kontaan mu ngi ca pële ci Brooklyn. teg ko ci tegaat ko ci nii bu ko waaw bas mu ngi may dégg waaye nag bi affaire bi ñëwee ba léegi bas moom dafa mel damaa fàtte. ministre Makan bëgg naa sëriñu Macky Sall bi la ngeen recevoir ko parce que nag wax dëgg yàlla man am naa lu ma ci naqari de damay mer de. déglu bañ ñëwee man maa dawal ba ñëwee ci guddi ga. ma wàccee Bas Gueye moom ca buntu association ba dem ñu gis ma kër ba ma tëddee ba fajar gi xaar ba mu jullee fajar ba tëddaat. ma gis Macky Sall di jël xoj saako si Sall. di ko nag Macky Sall ana xaay bi nekkoon fii mu ne ko def naa ko ci projet bi Macky Sall ne ko kon jël naa réew mi. ndeysaan ci gént gi. ndeysaan. yes. li may wax yàlla rek tax may wax. dëgg la lépp fekk waaw wallaay wax na ma ko. waaw. am na noonu la amee waaw. kon nag bismillahi rahmani rahim yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi malikil quddus azizil hakim. amiin. هو الذي بعث في الأمي رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آمين. إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وهو عزيز حكيم كي ينفو خمنا نجاي ci line bi. waa amiin jërëjëf. macha allah yaakaar naa ne kontaan nañu Basirou Jigal. Sayid Diagne nag na nga ko woo. déglu ma. dem na ca Ngoyaan ga. ndeysaan. ba nga ñëwee la essence bi gaz bi jàllaañu. waaw waxal bas gi bas jóg leen ci lii wala ma jóg ci. jërëjëf yaakaar naa ne noonu rek la ñuy béggee rajo pencum réew mi fii la amee fii lañ ko waxtaanee yaakaar naa ne lu am solo la ci bis bu mel nii ñu waxtaanee li nga xam ne mooy li fi président Macky Sall def. xam ngeen ne tey jii wax naa leen ko ne leen ma nga woon fële ca jam ñaajo ñu def lancement bu mag waaye am nañu ko laaj waxtaan wu rëy ñu laaj ki nga xam ne mooy Matar Ba. ci taxawaayu président Macky Sall ci juróom-ñaari at yu manqué tuuti ay weer li gaa yi def ci ñeent fukki at mu def ko ci juróom-benn at ànd ak équipe bu am solo. déggal lii. leeral di la laaj tey xew-xew bi xewoon fii tey te président Macky Sall ànd ak gouvernement bi ànd ak sénégalais ak sénégalaises ak militants yi militantes yi. ak alliés yi ànd ak moom ñëw te nga bokk ci ay jegeñaale mu dénk la wàllu tàggat yaram nga liggéey ci liggéey bu am solo benn rek laa ciy tudd mooy arène nationale 1960 à notre tour Sénégal jooy na ko. leeral doon bëgg a xam tey yi lay tey jotaay bi lan la ak ban jàngat nga ci def. jàngat bi ñu ci am rek moom mooy bés bi lépp leçon la boo xoolee salle bi ñi fi toog qualité nit ñi fi toog ak nombre de coalition mouvement. ñu ñëw jàppale ci président Macky Sall nga xam ne jàngat la li muy doone jàngat mooy liggéey rek la yàlla di fay. ñi fi toog yëpp ku ci nekk comme ni mu ko waxee ci discours am dafa bàyyi ay bëgg-bëggam pour intérêt Sénégal parce que xam nañ ne fii ñu toll fi Sénégal bëgg a jëm moo ko fu mën a yóbbu. leneen li ci tegu moom mooy wax ji discours président Macky Sall liñ ciy jàng moom mooy nit ku engagé wu pour réewam. nit ku xam responsabilité nekk ci loxoom mais nit ku bëgg réewam nit ku fàttewul démbam aussi pour xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñun ñëpp a yem donc te ci yar ak teggin lañ mën a yore réew mi ci yar ak teggin la ñuy tabaxe réew mi defe naa ne discours yi mu def day en dehors culture bi ñu fu wone discours la boo xamante ne sax du discours politique parce que discours politicien nit ñi xam nañu da ngay songu di xumbal ak yooyu mais wax ji mu wax tey dafa jàngal képp ku fi ñëw xam ne responsabilité boo mënta yor li la ëpp doole mooy bëgg bi nga bëgg sa réew. bëgg bi nga bëgg sa réew ministre Makan yaakaar naa tey fi tey dañu bëgg ñu dugg directement ci parrainage bi
li waral tey ngeen mën a jàpp ne parrainage bi moo gën ci réew mi dama bëgg rek ñu dugg ci ba Sénégalais yépp xam lu tax parrainage ndax parce que dañu bëgg wàññi parti ndax coût bi daf ñu jëlal lu cher ndax dafa am ay chantage yu am ci biir ndax aussi démocratie fi mu toll ci réewum Sénégal ñu koy jongante ak yeneen dëkk yi ci Afrique ñu jàpp ne démocratie bi tey Sénégal kawe na ci est-ce que dañu bëgg yéegalaat démocratie Sénégal taxawal ci fii nga xam ne moom la réewu mag yi occidentaux yi di doxee ñu dem jawanteeg ñoom wala dañuy taxaw fi ñu taxaw ban jàngat nga ci am. jërëjëf Nogaye maa ngi ko fii suñu fleur envoyé spécial ñu Touré. daane de. dëgg la. foofu laay commencé. très bien. dafa leen ni une démocratie s'organise te loolu lu am solo la. démocratie bu ñu ko organisé wu rek mu nekk anarchie te anarchie moom mooy indi caay dugg ci am réew. loolu nag mooy li ma waxoon ci bu may commencé njiitum réew dafay nekk ku dal moom mooy may tamit nit di wéetoo ak muñ su muñee mu mën a dal di gis li nga xam ni li ci kanam te man maa ngi lay wax ni suñu mbokk Sénégal yëpp di ñu déglu ndax ñun ay doomi ndey lañu am na temps yoo xam ne su jotee ci ab réew tournant la wax naa ko ci benn article démb su tournant ñëwee réew mi dafa war a taxawaat xoolaat boppam su fekkente ni ñun ci suñu bopp waa Sénégal démocratie la ñuy wax su fekkente ni démocratie ñu ngi koy mesurer ci ay bare parti donc su fekkente ni bare parti ay parti yu bari rek mooy tax nit ñi ni démocratie kon tey jii duñu wax ni Amérique démocratie la et pourtant démocratie la bu dëgër donc bare parti bi mu day indi anarchie ndax parti il faut que mu am idéologie wala mu am programme ba nga xam ni programme yi ni ñu bare bu ñu leen saytoo ñu ngi dellu ci idéologie bi nga xam ni parti bi yore na ko te idéologie yi bare wu ñu mën nañ leen compter sur le doigt de la main kon nag Sénégal lu mu 14 millions d'habitants su fekkente ni jongante jot na su fekkente ni parti dañoo bare cacophonie bi li ma koy waxee bari d'abord nit ñi duñu déglooti ndax dañu am suñu aada tamit Sénégal su nit di wax ci télévision wala ci public dañuy wax di wax balaa ñuy déglu li ngay wax dañuy wax ni kii di wax kii kan la loo am solo la wolof ngaa defe ni kii di wax kii kan la loolu moo lay may am autorité wala légitimité porter une parole publique ndax xam nga politique mooy par parole la rek ni ñu ko gisee léegi politique par parole moom mooy indi parti yu bare te loolu tey ji Sénégal ñu ngi toll ci dimension boo xam ni adduna bépp a ngi ñuy seetaan du parce que élection yi ñuy def du parce que tout simplement am nañu jàmm depuis bi ñu commencé suñu indépendance ak yooyu commencé depuis 1945 bi ñu voté li tax ñu di ñu seetaan mooy rafetal déggoo bi nga xam ni askanu Sénégal di ko déggoo ak di mën a surmonter ay crise Sénégal am na ko depuis 60 ba léegi xam nañu élection 88 élection yëpp dafa doon am ay crise mais suñu capacité rebondissement ak dialogue ouverture moom moo tax Sénégal am jàmm di continuer ci li may yooyu ci biir Afrique booy compter 54 pays yi réew yi musul am li nga xam ni ay crise majeure barewul boo koy compter du mot 5 wala 6 Sénégal tey jii ñu ngi tiitaroo paix civile ñu ngi tiitaroo démocratie dolli ci nag ci côté am-am ak perspective économique ñu ngi tiitaroo suñu doing business bokk ci top 10 loolu lu am solo la yàlla may ñu li ñu ñàkkoon ñun gerte dong la amoon di bay suñuy mbay même ceeb dañ ko doon jéggaane yàlla def ci en peu de temps di ko xarit bi waxee ñu fexe commencé naan dañuy am suñu autosuffisance alimentaire ndax ngor nit mënul am ngoram ci du lekk du moom mooy da ci ji lekkam du ko amee ci réew ceeb beeg yooyu yëpp ñu ngi di am tey ji bëgg a am autosuffisance alimentaire ceeb bi
patate bi ngeen ren pomme de terre bi tabaski bi pomme de terre yëpp toog pomme de terre Sénégal oignon bi waxi noppi donc ñun ñu ngi ci paas bu baax pétrole bi ñëw nar ci dugg muy alal boo nga xam ne addina dëkk ñu ci def seen xel xam ngeen yéen ñi dëkk fii ci New York su fekkente noonu budul gaz ak pétrole kenn du nekk foofu pendant l'hiver réew yëpp yi nekk ci sedd bi tamit amuñu du ñoom ñëpp am pétrole wala gaz ku ci nekk soxla na ko donc alal ñu ngi baawaan yàlla baaxee ñu ko mënoon na ko def depuis bu yàgg mënoon na ko tamit ay yàlla bu ko neexoon tamit bàyyi ba jamono ji yàlla indi ko jamono ñeneen beneen génération mais yàlla indi ko ci temps Macky Sall yàlla tamit baaxee ñu fekk président Macky Sall ñii tamit mu nekk ku xarañ ci côté boobu ak wax ci lu muy bare yëpp bu ngeen xoolee te mën naa wax joxe des preuves ñi di wax ni ci bare xamuñu ci dara waaye li tax ñuy wax souvent c'est des informations yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo tey jii yaakaar nañu bu ñu yëngalee réew mi am ca dara nekk nañu ay porte-voix des adversaires ou des ennemis du pays moo tax doomu Sénégal bu nekk bu mu waxee xol na waxee xel li ñu yàlla defal ci jamono ji ci temps contrat pétrolier ñu am un pétrolier un élément moo xam ne ci la jóge xam ko xarañ ci nekk président de la république loolu mayu yàlla la loolu moo tax nag suñu élection yi mus ñu am 81 candidats à la candidature xam ngeen ko tamit nit ci bare ragaluma ko wax ci rajo sama baat ci kaw yaakaar nañ ni bu ñu waxee ni ñu candidat la ñu ëllëg ay nit ñoo xam dañoo am alal bëgg a dërgët ci Sénégal def ni ñu ko defee yeneen réew yi ñu fexe ñoo amal seeni porte-voix ci biir réew mi bu dee xaalis la ñu jox leen ko ñu dugg ci biir réew mi kenn dootul waxati lu kenn dégg programme yi dootul génn ci saagante xuloo te gis ngeen ko saaga yi ay nit ñoo xam ne sambaboo yi dem ci biir adduna bi ñu jox leen xaalis ñuy saaga ndey saaga bàyyi pour naxasal li nga xam ni moo waroon nekk objectif réew mi mooy xalaat am ay convergence ci naka la ñu war a gérer suñu ressources publiques moo tax tey ji parrainage bi nekk loo xam ni salutaire la ci mbirum Sénégal te yàlla bàyyiwul Sénégal lu neen ndax ñi fa tëdd ak ñi fa aw defe naa ni sama sœur Nogay am na ci yoo xam ni su may waxtaan maa ngi koy jëmale souvent ci Sénégalais yi mais am na ci waxtaan yoo xam ni suñuy waxtaan biiru néeg la ndax ñun tamit dañuy pare dañuy fagaru xam nañ lépp lu xew ci réew ma lu fay dugg ni mu ko waxee tey ji wax na ko tey moom président Macky Sall yow da nga bëgg a jiite réew am na ñoo xam ni ñu yàlla baaxee dañoo jàng seen njàng dem na ci affaire justice donc ay magistrat lañu ñu jox leen tamit yéen da ngeen am réserve di ngeen wax ñooñu toog di ñu saytul justice ci réew mi nga taxaw bëgg ëllëg nga bëgg a yore réew mi toog di leen saagale wala di leen yàq institution yi ci boppam nga di ko affaiblir réew nag institution yi bu ñu defee affaissement bu ko defee lu nekk mën na dugg ci réew mi mu nekk anarchie muy pouvoir de l'argent loolu moo tax yàlla na dëgëral ki nga xam ne mooy président Macky Sall ak ñi mu àndal président Moustapha Niasse ñoom des hommes d'expérience yàlla baax ñu tamit ñii ñëpp booy les forces politiques du Sénégal mais boo leen di compter mais PS ci la bokk AFP ci la bokk PIT ñoom LD li ñooñu ñëpp ñu ngi nekk ci même coalition bi bu ñu nekk ci même coalition bi ñi nga xam ni ñoom ñoo féete boor wala di daw ci ambassade yi wala à l'extérieur pour wut ay ndimbal naka la ñuy defee ak lu mu mënti defee réew mi nañ ko jot dong mais ñi nga xam ni ñoom ñooy patriotes yi les vrais patriotes daal di féete boor defe naa ne réew mi bu ñuy wax bu dul woon élection yi bu ñu incha allahu rabbi bu ñu demee ci parrainage bi bu ngeen demee ay 10 candidats moo fay nekk wala 15 candidats au maximum 10 candidats. d'accord ndax réew mi nañ leen alerté. képp koo xam ne du nit koo xam ne kuy defar réew mi. sa signature bu ko jox. il faut signer utile il faut signer sérieux il faut signer patriote. deex na il faut signer utile il faut signer sérieux ma am benn auditeur bu dugg salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. soxna si ñu ngi leen di gërëm di leen jërëm léegi parrainage bi moom tàmbali na campagne bi tàmbali na liggéey bi tàmbali na. waaw. képp koo xam ne kii sama am ji jàmm nga. man Ibrahima Niang kilifa diine. pare naa pour jàppale le président de la république. campagne la ko woteel ko ba ñaanal ko yàlla mi nga xam ne mooy maye lu ne. yàlla na gagné nekk
5e président ndax 4e bi moom dimanche listixaar yëpp gënoon nañu moo gën ci président yàlla jox na ko. lu ci yokkoot na ko yàlla jox ko tomboyasoo. jërëjëf. kon dimanche ñi mu tànn day tànnkat yoo xam ne kenn ku ne dëkk ba nga dëkk xam nañ la fa. wane nga ca dëkk ba ca la nga xam ne sa benn intérêt nekk nga wane ko ba ñëpp teg ci seen bët. kon ñun ñëpp bu ñu dajaloo ànd ak moom ci lu bare di ko jib kon yàlla nañu yàlla musal ci saaga xaste. jërëjëf yàlla nañu yàlla jël xelu muñ. ba ñu mën a continuer ci li ñuy def te ku ne na dem wuti ay nitam indi. départ ne comme ñëpp du moom dong moom la waral kenn ku ne ndegam nee nañu amuñuy doom te la wóor. d'accord am na nuy doom am na nuy sët am na nuy jarbaat am na lu ne. te dinañu jàppale te dinañu wax ak ñoom la. dina leen nañu. jërëjëf te sunu candidat mën na ko Adi Traoré yaakaar naa ne yéen Canada dégg nga ni ko le ministre waxee il faut voter utile et sérieux est-ce que pare ngeen tey yéen waa Canada fexe dem ci Sénégalais yi fi ñu nekk ñi nga xam ne ñi ngi suivre action wu Sénégal yi ñi ngi suivre aussi action wu président Macky Sall ñi ngi suivre aussi programme am ba ñuy wóor ne ñoom it bu ñuy eggee ci vraiment collecte de signature dinañu pare pour joxe maximum de signature bi ñu soxla ne serait-ce que muy nekk 60% au niveau du Canada. jërëjëf Nogay man question boobu moom damay si am mbégte sawar trop pour répondre si. parce que Canada fu ngeen président Macky Sall teg. ak nu ñu bëggee président Macky Sall. visite dernière bi mu fi def. gën ko fës pour que fii ñuy dem. ñu àgg fa ak loo xam ne la ñuy ànd suñu contribution pour participer sur la réélection du président Macky Sall. te loolu su amee tamit. mooy militants yi. sympathisants yi. ak képp koo xam ne dafa jóg pour accompagner le président Macky Sall. dañ bëgg nga dugg jàppale te ñu dugg ci rang yi. ñu xam ne élection yi ñu dem nii nekkul élection Adi Traoré. nekkul élection Aram War nekkul élection Massamba wala Mademba. ñun ñëpp benn nit la ñuy liggéeyal mu nekk président Macky Sall. te Macky Sall fu mu nekk nii moom lan la ñu demandé. mooy ñu am discipline am solidarité. ñu jàppalante de la main dans la main pour ñu gunge ko fii mu bëgg a àgg. jërëjëf tey ku seetaan lu xew tey centre Abdou Diouf. su doon lancement officiel bi di am. loolu wane na boppam. d'accord gis nañ fa ñoo xam ne coalition Benno lañ bokkoon. ñoo xam ne Macky 2012 lañ bokk. ñoo xam ne ce sont les nouveaux alliés bañ dem ba xam nga tey changé nañ dénomination wax la majorité élargie. la majorité présidentielle. ñun Canada si majorité présidentielle boobu la ñuy bëgg a takk suñu tànk. parce que am na ñoo xam ne seen représentants yi ñu ngi ci biir coalition te am nañ ñu leen teewal fii Canada am na ay ndaw ñooñu yëpp lañ fas yéene regroupé ñu doon benn amul voix Adi amul voix Massamba amul kenn benn voix la moo nekk Macky Sall képp kum taxaw doon nga fa représentant Macky Sall. d'accord parce que loolu peut-être lu sama xarit ministre Makhtar Ba waxee léegi. mooy que réew da ngay am yar am teggil pour mun a jiite réew moom. effectivement te yar boobu ak teggil boobu je pense que tamit si ñun la ñuy commencer parce que ñun Sénégalais yi ñoo xam ne nekkuñ politique naka la ñuy nawee mooy image bu suñ président di joxe yar ak teggil boobu. moom lañ war a wone fépp pour que ku ñu gis soppuñu ku ñu gis ñeew ñu. pour que tamit ñu faciliter suñu liggéey bi moo tax appel boobu moom lay lancer à tout le monde. jërëjëf à tout Sénégalais. boo xam ne mu ngi ci langue politique bi wala nekkul ci langue politique bi mais Macky Sall moo nekk ci sa xol ñu tàllal suñu loxo ubbi suñu dënn ñu ñëpp jàppate parce que fi ñuy dem nii kenn mënu fa yóbbu sa bopp Macky Sall moo ñu fa mën a yóbbu. te moom mooy yombal suñu liggéey moom mooy tax tamit ñu atteindre suñu objectif. d'accord loolu daal moom la am lu may lancer comme appel. merci beaucoup déjà semaine bi déjà am nañ ay activités yu bëri yoo xam ne su bàyyi te ñooñu tamit ñu leen di gis ci terrain bi. loolu daal moom laa amoon lu may wax. jërëjëf di waxat ko fii Canada comme dans tous les autres pays. ñu xam ne benn président lañ am te lii mu def ci réew mi lii mu teg suñu loxo. doy na yëpp loo xam ne tamit
am na confiance boo xam ne tamit ñun war nañ ko mën a am. d'accord am tamit aussi engagement militant. boo xam ne war nañu ko mën a def ba xam ni tamit dañ koy gunge. ba fii mu bugg yóbbu Sénégal que su demee deuxième mandat bi ñu ne le Sénégal on ne parlera plus même d'émergence mais que les fondamentaux yu fa nekk monde économique mu nekk dans le domaine social mu partout fànn boo laal ñu ne Macky Sall jaar na fi te wane na ko déjà. d'accord loolu daal moom laa amoon lu may wax. jërëjëf daal que ñu wax daal ñun Canada duñu des ginnaaw. jërëjëf fépp pour ñëpp yi àgg nañu àgg soobee yàlla. jërëjëf candidat dina des gannaaw yaakaar naa ne noonu la États-Unis du desee ginnaaw xam nañu ne fi ñu toll nii coordinateur yëpp taxaw nañu chargé des élections muy Papa Gallo Ndiaye gis nañu ne bi coordination wu New York liggéeyee ci liggéey bu mag boobu ci njiitalu Bassirou Djigal wax dëgg yàlla ak Pape Baro Gassama ak El Hadj Ndangaan Ndaw vraiment responsable bu mag boobu Adja Ndeye Fatou Ndour Thiane Diassé Acha Sarr ñu gis fa ñam sunu yaay Mati Diouf Ndeye Ndiaye assurance ak responsable yi jóge Brooklyn ñëm Mamadou Kan ak ñëpp mënuñu lim macha allah ñëm Baye Talla Cissé wax dëgg yàlla ñoo xam ne tey jii xam nañ ne gëm nañu ne président Macky Sall mën na yoraat réew mi COJER moom it teewaloon fa toogaay bu rafet boobu Bassirou Djigal tey jii nga def sa réunion ba pare lan ngay jóg tey pour wax ko waa dëkk bi ci say xarit ak ci say soppe balaa ngay tàggoo ak ñun ñuy mën a dégg ci deuxième partie bi mën a eggali ak ministre Makan. waaw Adja Nogaye maa ngi lay santat bu baax di la gërëm li may wax sama bopp di ko yàgg wax mooy fi ñu toll jot na ñu fexe ba dem ci nit ñi wax ak nit ñi ñu pare na président de la République te ndax loolu mooy njëriñu Sénégal te la mooy njëriñ ci njëriñu Sénégal la Sénégal yi bëgg kon nag maa ngi ci woo sama xarit yeeg sama doomi soppe yeeg sama doomi ndey yeeg sama am di jàmm yëpp maa ngi ci woo fi ñu toll daal li ñu soxla mooy parrainage fi ñu toll lañ toll fi ñu toll bàyyiwuma kenn nag képp koo xam ne daal suma xarit nga wala suma soppe nga wala suma am di jàmm nga maa ngi lay woo signature lañ soxla parrainé président de la République soxla wuñu 65 000 la ñoo soxla 3 millions signature lañ soxla lañ bëgg a am ambi gi itam dañu fee bëgg a batte code bi ba ñu xam ne am nañ fi signature yoo xam ne si mos fee am loolu lañ soxla kay maa ngi koy ñaan di ko sàllal sama loxo yëpp nag bàyyiwuma kenn nag bépp xarit bépp jigéen képp ko xam ne sama jigéen la dëkk bi wala samay xarit nga wala sama am di jàmm nga maa ngi di woo Adja Nogaye day ñu joxante loxo te fas yéene parrainé président de la République xam ne moo njëriñoo Sénégal te xam ne moo gën ci Sénégal te ñun lu gën ci Sénégal lañ soxla wuñu leneen jërëjëf noonu la ko Baboy Kane di defee Pape Babou noonu la ko ñëpp di defee ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom Suzanne Diouf am na auditeur bi dugg léegi xanaa ñu dalal ko ba xam lu mu bëgg a wax salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ma ne man la Habib Thiam neel Basirou ñu ngi ñëw mobilisé wu nañ ñun waa Bronx jërëjëf ñëpp ñu ngi ñëw jërëjëf incha allah dañ ko support jërëjëf Habib kon nag gis nga taxawu nañ ko jërëjëf Thiam kon jërëjëf Thiam jërëjëf gis ngeen noonu ligne baa ngi xonk cur ñëpp ngi woote di wane rek ne liggéeyu président Macky Sall ñor nañu bu ci nit ñi ko war a taxawal woote rek ñu leen di dégg kenn ku ci nekk nitam dana jóg xam ne wax dëgg yàlla président Macky Sall rek moo ñor ñu jël benn auditeur bi salaamaaleykum moom dégluwuñu waaye kon ñu jéggal ko rek dinañ ñëwaat xam naa nag noonu la ñuy def bëra ñu waajal rek dugg ci deuxième partie bi ñu indi leen li nga xam ne moom la Ousmane Tanor Dieng ñëw waxtaan ak ñun ndax xam ngeen ne moom it wax dëgg yàlla monsieur le ministre bëgg naa nga def ci ak ñun jàngat bu mag bi mu def grand jury waxtaane ko parce que tamit ànd nañu ak ñun kon Adi ñu bàyyi la nga tàggoo rek comme guddi na Canada rapidement ci 10 secondes Adi Traoré waaye dafa mel ni Adi dem na kon noonu rek la ñuy santé di gërëm di leen wax ne bu leen bouger fi ngeen toog dinañu ñëw ak yéen léegi ci waxtaan wu rëy woowu nga xam ne am nañ ko ak ki nga xam ne mooy le président de HCCT di Ousmane Tanor Dieng waxtaan ak dëkk bi waxtaan ak àddina bi waaye am nañu yeneen éléments yoo xam ne dinañ leen ko indil mu jóge ci musi mat nañu jiitu réew bëgg tal boppam soxlawu askan wi dog match
defuñu politique bokkuñu benn parti waaye war nañ la seedal ni yaa ngi liggéey réew mi président we say thank you ñu lay ñaan président ñoo sa gannaaw ci kaw ca kaw waa APR yëpp ñu ngi leen koy may Awa Diouf jëlal Adja Aïda Sy waa marché bi yëpp ñu ngi leen koy may Ndeye Fatou Ndour a ngi leen koy may waaye Baboy Kane jël leen ana Suzanne Diouf jël leen oh Pambaw dugg si na jëlal yaayu daara dugg si na non mais ñi tey waa APR rek oh non ay non mais jël leen ma micro yi parce que il faut nga wax ma tey defar këru diine yi yokk bërëbu non ñu ngi leen di bëggee yaay daara daw nga mais ñu ngi lay bëggee waaw aéroport baa ngi nii dëgg la ay bëdee moo ngi nii yoonu yokkute la bëgguma ko sax fay mais yoonu yokkute la noonu rek laay demee ci yoonu yokkute bi di fàttali rek ne sëñ Saliou Samb mi ngi wax ne le 8 octobre mi ngi def avant première bu mag macha allah di waajal bis bu mag boo xam ne na ko ñëpp wàcc bis boobu nag ci la xasida yi képp koo xam ne namm nga xasida rek incha allah ci jiitalu Papa Kane ma jaara Serigne Saliou Samb nee na waaj leen ko macha allah nemmali baat yi soxna yëpp ñëw toog ñu fas yéene xasida rek 7 tonnes 500 yi sax buñ ko mënee wàccee ci benn bis xam naa dina jafe waaye keroog leen ñëpp di dégg xasida yu neex dina fa juddu ñoom Mor Kassé ngi fi macha allah Baara Diouf a ngi fi macha allah sëñ Mor Ndiaye ngi fi ñëpp ngi fi rek xam naa ne du ku lim doo matal waaye nag sëñ Saliou Samb mi ngi koy waaj noonu tamit la ñuy fàttali nag sunu bisu maam inauguration bu mag boobu le 12 octobre waa kër maam El Hadj Malick ñi ngi ciy woote bis boobu sunu bis la ñi ngi ciy woo président Macky Sall ci inauguration bi di ci woo ministre yi mu àndal député yi mu àndal ñëpp nañ ci ñëw ministre Makan yaa ngi ci nekk invité na ngeen ci ñëw consul général Cheikh Nia ambassadeur ak sa ambassadeur bi nekk fële ca Washington ñu ngi ciy woo ñëpp rek fàttewuñu kenn ak association yi président association yi le 12 octobre bu ko kenn fàtte inauguration Zawiya Maam El Hadj Malick muy bis bu rëy bis boo xam ne symbole la te ñëpp dinañ ko waaj bu neexee yàlla xam naa ne rek foofu tamit la ñuy continuer rek pour wax leen ne dinañu indi waxtaan wi nga xam ne moom la Ousmane Tanor Dieng defoon ak grand jury muy waxtaan bu am solo boo xam ne ci la ñuy ñëw nag ministre Makan mën ci décortiquer xanaa rek balaa ma ciy ñëw ma mel ni am na auditeur bu dugg rek insister xaaral salaamaaleykum. asalaamaaleykum soxna Nogaye. maaleykum salaam. man la Awali. Awali maa ngi lay ziar ci loo ne. maa ngi ziare di nuyu ñëpp di nuyu suñu gan gi. jërëjëf Miss Makan. wallaay Makan di nuyu Adi Traoré. Bassirou Jigal. dëgg la déglu nañ seen waxtaan vraiment. émission bi am na solo. wax ji leer na. dëgg la parrainage la ñu wax. dëgg la. amul dara li ma ci bëgg a dolli rek mooy dynamique bi ñu am ni ci groupe WhatsApp yeeg Facebook ak réseaux sociaux yëpp. nañ ko wàccee ci terrain bi. jërëjëf. ndaxte président kat am na bilan bu positif. buñ wàccee ci terrain bi. waxtaan ak nit ñi wax leen li président liggéey ñi xamul woon xam. ñi déggul woon dégg. incha allah liñ bëgg si parrainage bi dinañ ko am li Bassirou wax 3 millions gëm naa ni sax mën nañu am plus de 3 millions. dëgg la parce que vraiment bilaam kese rek doy na te ku xool jam ñaajo rek sa xel dal na. wax dëgg yàlla te kon ñun Amérique ñun tamit bëgguñoo def ginnaaw ñun tamit liggéey bu baax bi ñuy def nii ku mel ni yow ku mel ni ñoom. Pape Babo ñoom Babo yi rajo yi ngeen yore. Facebook yeeg WhatsApp yi. nañ wàcc nag. dem ci bureau yi. dem ci marché yi. restaurant yi salon yi duñ bàyyi kenn. ak bépp mbokk buñ am bépp xarit bépp am di jàmm ñu woo la. wax la suñu candidat mooy président Macky Sall moom lañ bëgg mu am ay signature yu doy incha allah. xam naa ne yéen waa Boston kenn du leen ci mën. mukk pare nañu. jërëjëf wax naa dañu nationalal ñun. jërëjëf incha allah bii dañu am réunion. dëgg la.
jërëjëf Awali ñi ngi kontaan bu baax xam naa ne sa coordinatrice Adama Diallo bu la déggee xolam dina sedd ndax lii rek la wax jigéen ñi nañu jóg jàppoo taxaw liggéey parce que nag xam nañ ne liggéey mooy jëmale parti bi kanam noonu lañ ci nuyoo suma doomu ndey man dama nam sax sama doomu ndey Saasi Fall xam naa ne semaine yii di ñëw moom il faut que ma defaat tour de table bu rëy boo xam ne jigéen ñi rek lañ ciy woo ñu waxtaan ci kenn ku ci nekk Thiane Diassa maa ngi koy xaar parce que war na woote moom it ci kanam tuuti. kon Awali taaxirlul ma dem am fu ma dem rek dugg ci Ousmane Tanor Dieng ñu dellu si waat. D'accord. D'être le plus clair possible. Et les internautes vous ont vraiment interpellé en disant mais est-ce qu'Ousmane Tanor Dieng est conscient des conséquences de ce choix? Mais pour la première fois dans l'histoire, le PS n'aura pas de candidat à une élection présidentielle. Je l'assume et le parti avec moi, parce que ce n'est pas d'abord une décision que j'ai prise seule contre vents et marées. Je voudrais d'abord dire que tout cela part de 2012. 2012, nous avions dit que nous allions à ces élections-là dans le cadre de notre rassemblement de l'époque et que on avait retenu que celui d'entre nous qui ferait face à Abdoulaye Wade au deuxième tour, nous le soutiendrions. Et Macky est arrivé au second, et donc face à Abdoulaye Wade, et nous avons respecté notre parole. Lorsqu'il est venu me voir, je lui ai dit que ce n'était pas utile de venir me voir. J'ai discuté avec mes camarades et que nous allons respecter notre parole, et sans condition. Nous n'avions même pas discuté de conditions. Si nous gagnons, qu'est-ce qu'on ferait? On a dit celui qui ferait face à Abdoulaye Wade, on le soutiendrait pour faire partir Abdoulaye Wade. Et lui, il a dit, oui, nous allons nous battre ensemble. Si nous gagnons ensemble, nous allons gouverner ensemble. C'est sa formule. Et c'est ça que nous sommes en train de faire jusque-là. Pour cette raison-là, on ne peut pas, d'abord, après la déclaration qu'on a faite et qu'on a renouvelée chaque fois, parce que chaque fois, on a interrogé le parti pour savoir, est-ce que vous voulez, notamment au moment du référendum, est-ce que vous voulez qu'on reste dans Benno Bokk Yakaar ou qu'on sorte de Benno Bokk Yakaar? Et si on sortait de Benno Bokk Yakaar, on serait avec qui? Le parti a répondu invariablement qu'on reste dans Benno Bokk Yakaar parce que nous sommes à l'ère des coalitions. Aucun parti isolément ne peut plus gagner des élections. Mais gouverner ensemble suppose un programme commun. Or, vous dites que c'était un soutien sans condition. Oui, mais je disais donc que à ce niveau-là, le plus important, c'était que le président Macky Sall, lui, lorsque il a été élu par les Sénégalais pour aller au second tour, il a lui aussi, dans son programme qu'il a élaboré, pris certains éléments dans le programme des uns et des autres. Et c'est ça qui était normal. Il a vu l'ensemble des programmes et il a complété, enrichi son programme à partir de ce que nous avions nous et qui n'était pas dans son programme. Donc nous nous retrouvions dans ce qu'il était en train de faire. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il fait. Ça, c'est des mesures qui sont sociales, mais qui sont socialistes. Il n'y a même pas de doute. Tout le CMU, tout ce qui touche à la bourse, aux bourses familiales, toutes ces actions sociales et sociétales sont des actions que nous aurions nous-mêmes. La modernisation des cités religieuses et leur équipement, ça a figuré en bonne place dans mon programme déjà en 2007. Donc, de ce point de vue-là, voilà pourquoi on ne peut pas, après avoir s'était engagé de cette façon, d'une part, et d'autre part, après aussi avoir travaillé dans le gouvernement, à l'Assemblée, au Conseil économique social, au Conseil, mais on est à la 7e année et vous vous levez un beau jour pour dire maintenant je vais me présenter parce que le Parti socialiste est un parti qui va être sexagénaire, donc il doit forcément, nécessairement avoir un candidat. Ce n'est écrit nulle part. Le Parti socialiste, entre autres objectifs, c'est la formation de ses cadres, de ses militants, et puis maintenant, la conquête du pouvoir. Mais la conquête du pouvoir, pour un parti comme le nôtre qui a déjà 70 ans et qui
qui, j'en suis persuadé, survivra après moi, aura l'occasion de se présenter plusieurs fois à des élections présidentielles. Donc ça, c'est pas le problème. Et maintenant, il faut aussi reconnaître que on a vu en Macky Sall quelqu'un qui a une capacité de travail hors du commun, qui est volontariste, particulièrement. Émergence de ce pays, il est temps que l'on puisse comprendre que si quelqu'un a un programme bien défini, comment pour l'autre pourrait aller ensemble? Monsieur le Premier ministre, ou Monsieur le ministre Makan, qu'en dites-vous? Merci, véritablement, sama yaram dawna comme dit notre je te jure duo de la garde de la Constitution. Je te jure. Tu sais, xam nga xawma est-ce que temps dinañu ko may wala dinañu ko may ba naaw buñ ko mayul sax ma jëndaat 5 heures de temps. Ouais, vraiment, je veux que balaa ñu ci wax ji ma ñëw témoignage sax am na xam ne tamit yu bari ay témoignage baax na. Te képp ko xam ne yàlla may na la xéewal nga dajeeg ngay wax ci rajo ñëpp di la déglu. te am loo xam ni doomu aadama wokkoo nga mën ci indi dara lu nit ñi xamul woon da nga ko war a wax. Très bien. man mii wax ak yow Nogay am na ci yoo xam ne mën naa ko seede sur le parti socialiste. te da nga ko def buzz, hein, je te promets buzz. Merci beaucoup. waaw gis nga en 1988. 88 am nañu crise bu mag au Sénégal. Crise après les élections post-électorales. Pratiquement, bu ngeen fàttalikoo même Elisabeth Diouf dafa demoon. dëgg la France. Les enfants étaient dans la rue. Et booba temps, c'est toute puissance de Jean Collin. Je parle ici en tant que militant, pas en tant que fonctionnaire. Et booba temps, ñun on était à la jeunesse. Mais li di wax ak yow. J'étais à l'organe central de l'unité du Parti socialiste. On était 8 là-bas. Dont Babacar Sy, dont Moustapha Kassé, dont Ousmane Blondin Diop, et j'en passe, et j'en passe. Organe central. J'étais le plus jeune, mais également, on venait d'arriver, c'était au temps de l'ouverture de la rénovation. Dëkk bi tàng jëpp, ñu toog ak Khalifa Sall, moom moo nekk responsable des jeunes, jusqu'à 3 heures du matin à la maison du parti. Je vais wax dama koy peser parce que c'est bon ni déglu ko parce que c'est un témoignage la ñu nekk. booba temps Jean Collin ñoom te jeunesse socialiste yi ak jiitalu Khalifa Sall dañu ñëw ñu def ay débat parce que comme parti socialiste côté PDS booba temps jeunesse libérale c'était les Joseph Ndong, Lamine Mbang, les Bidjilé Fall, maître Bidjilé Fall ñoo fa nekkoon de l'autre côté. On se connaissait et on était de grands amis. Parce qu'après la crise de 88, en 89, on est allés ensemble au Festival mondial et au bicentenaire de la Révolution française. Booba temps bi mbir mi tàngee xale yi nekk ci mbedd mi on devait trancher que le Sénégal n'a pas basculé ci ñun la bokkoon. Machallah. Parce que dañu toog ba 2 heures 3 heures du matin Khalifa Sall ñoom daal ne démocratie jeex. Parce que ce que je dis là, il y a des témoins, il y a des gens qui ont Boubacar Mané, qui est au bureau politique du Parti socialiste, qui est maintenant à Kolda, il est toujours au Sénégal, nous la démocratie du guerre, il faut mettre fin, vous vous rappelez très bien, nous hors de d'un camion gourdin, un camion gourdin pour mettre fin à ça, la démocratie du guerre. C'était ce qu'on appelait l'aile droite du Parti socialiste. Nous, on s'était opposé à ça. Tanor Dieng ak ñoom Collin ñoo ñëw tranché daal ni il n'est pas question ngeen di dem di xeex ci lépp li ngeen di dem di sànni ay lacrymogène kii moo tax tey ji su ma xoolee ndeysaan Barthélémy Dias nekk ci gannaaw Khalifa Sall dafa may ree quoi parce que politique moo mel noonu. booba temps Jean-Paul Dias ñu ngi fàttaliku booba temps ay sànni ay lacrymogène ci këram booba temps. alors ñi ko doon def ba léegi ñi ne démocratie bi jeex. el bi nga xam ne ci biir parti socialiste bi daa loolu du ci am dañu continuer démocratie ba mu jeex waaye mënuñu fi def ay répression ñooñu ñoo nekk tey ba léegi républicain nekk ak président Macky Sall. dégg nga xam nga li may wax de. dégg nga bu baax
lii Tanor attitude am bi mu jël bettuma nekk na yoo xam ne loyauté la non par rapport à un homme wala ak moom président Moustapha Niasse, c'est des gens loyaux par rapport à l'État. État. te État dafa mel ni tey jii ku mel ni John McCain sénateur bi gaañu fii. c'est des gens yoo xam ne au-delà des partis État la ñu gën a sacraliser. loolu tamit réew bu amul nit ñu mel noonu réew boobu du dara. dëgg la kooku ñu ngi sant kooku boobu témoignage ñu ngi koy sant Tanor. effectivement su doon politicienne la rek. mais mu génn daal ni élection jot na daa dinaa wuti président ñu am tour parti socialiste tey jii bi ñu implanté wu dans la plupart des villages. effectivement mu nekk candidat mu def bruit comme tout le monde. dëgg la Moustapha Niasse mënoon na ko def donc tey jii waree nañu ñoom réew mi moo leen soxal. te loolu na yàlla na yàgg ci suñu biir réew. amiin li mu wax effectivement. su fekkente ni le Sénégal que nous voulons est en mouvement. tey jii Sénégal dafa nekk mouvement. dafa nekk lépp lu bees la. ñu ngi koy tabaxaat jikko yi université yooyu. bu fekkente ni loolu la ku nekk ñi nga xam ne ñoo ko tabaxandoo ñu demandoo suñu programme dem ba mu jeex ñu tasaaroowaat mais nit ñi dañuy wax ni ñii. gëmuñu réew mi non loolu moo ma gën a frappé c'est-à-dire que li ma gën a frappé mooy li mu pur et clair et véridique moom la ñu bëgg a amee fii ci rajo bi saa suñu tegee sénégalais yi ñuy déglu duñu fi saagante mais dañuy wax lu ak borom xel yi nañu niit parce que nit bu ñu koy wax niit a tax nañu nit li ñuy déglu nañu nit li ñuy gis waaye nañu li nit fi ñu jëmale seen carte wala fi ñu jëmale seen signature moo tax du ñuy bëgg di gagner suñu temps ci 2 heures de temps nga tokk di xuloo ko saagaa ko wax mais ñu wax ak borom ñi xellu te am xel ci nit pour wax ñu wax ci aadi yaakaar naa dégg nga fii ministre Makan daanale waaye man li nga xam ne moom la le président Ousmane Tanor Dieng wax dafa nekk lu am solo muy un message très fort pour un patriote lan nga ci wax. jërëjëf Nogay balaa may tàggoo ak say auditeurs yi. dama bëggoon sànn ñaari kaddu rek pour dëggal lu président Ousmane Tanor Dieng wax ci suñu président muy nekk président Macky Sall. Ousmane Tanor Dieng dama bëgg wax ni moom dafa cohérent ci démarche am. lii mu wax nii tey. barkati démb moom la ma waxoon il y a 1 an parce que. recevoir na ma si këram ku nekk Fann résidence université foofu. la première chose bu ma wax mu ne président Macky Sall nu mu koy fàttaliku président Abdou Diouf. gis na si moom yarum gis na si moom liggéeyam. parce que koo xam ne dafa am une force de travail. toog ba 3 heures du matin di liggéey yépp si dossier Sénégal. lu war a jëmale Sénégal kanam. moom en tant que homme d'État yàgg na di toog ak chef d'État yi. gis na mun na évaluer capacité de travail pour chaque. mais bu Macky Sall daf ko yéem. moo taxit moom mu jàpp ko gunge ko fépp foo xam ni dafa talal loxoom pour Sénégal pare na pour bàyyi yépp pour accompagner le président Macky Sall donc loolu mu wax dafa yàgg chez l'homme dafa yàgg moo xam ne mu ngi koy jëfe mu ngi koy waxee donc lii dafay montrer que les clivages au niveau des partis politiques Sénégal l'État en quelque sorte moom moo war a nekk yore primauté bi surtout considération partisane yoo xam ni su fekkee intérêt Sénégal te koo xam ne tamit moo ko war a mun a doxal da ngay bàyyi intérêt partisan yooyu pour mun a jàppale Sénégal te Macky Sall ci Sénégal taxaw ci Sénégal lay jàppale moom lay liggéeyal suba ba ngoon donc loolu moom moo tax ne ñun Sénégal yi dañ war a xam kan lañ am à la tête de l'État kii ku war a mun a wóolu la ku war a mun a aussi kam ñu dañuy confronté wu dañuy am ay kilifa yu ñuy jàkkatu mais kilifa boo xam ne sax mosul dem Sénégal soo déggee Sénégal démocratie soo déggee Sénégal par rapport à ces hommes d'État mais da ngay wax ne ñun de lu ñu waroon jàpp Sénégal war nañ ko gën a yokkaat parce que ñun chance la si ñun on est un tout petit pays par la superficie mais très grand par la qualité de nos hommes
C'est ça. Et que le président Macky Sall encore en fait partie. moom mu yóbbu Sénégal ba fii mu toll fu mu nekk nii encore. jërëjëf. loolu daal laa bëggoon dëggal encore ci témoignage du président Macky Sall. en tout cas donc Tanor Dieng. pour wax na nag fii ñuy dérivé nag pour dans ci parrainage bi rek encore une fois de plus. oui. di lancer un très grand appel. à tous les Sénégalais du Canada en tout cas waxuma leen de la zone Amérique. ñu ne daal yëf yi jot na. nañ génn bureau yi génn kër yi dem à la rencontre des Sénégalais expliquer leen ce que le président Macky Sall a réalisé. ce qu'il a trouvé au Sénégal depuis son accession lan la fa andi lan la fa changé pour léegi apporter adhésion yi de tous les Sénégalais. de la communauté. merci beaucoup bàyyiwuma si mouvement soutien yi. bàyyiwuma si. ñoom Fatimata Adi Fatimata Gaye ñoom maître Moutalibou ñoom ñëpp ñoom Rokhaya Cissé 100% Falak Maki ñoom ñëpp ñu ngi fa di liggéey bu am solo. voilà très bien en tout cas personnaliser wuñu le débat. on a demandé à tout le monde. effectivement ñu ñëw rejoindre Laurent. Inch'Allah quel que soit nag Inch'Allah le mouvement. dëgg la di si daane la nag di waxal ñu ngi invité ñëpp parce que Canada dafa am une très grande activité ci semaine bi mu nekk les journées culturelles Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. macha allah boo xam ne suñu kilifa. mu nekk le khalife général des Tidiane. Serigne Mbaye Mansour moo koy présider. ak ay sommité intellectuelle yu mag a mag. donc daal invité na si ñëpp. jërëjëf communauté sénégalaise daal en tout cas moom moo invité loolu laa amoon lu may wax. leen di remercier. jërëjëf Adi di encourager sa liggéey bi ci kaw. jërëjëf merci Adi ñu ngi lay tàgg bu baax di la gërëm di la sant yaakaar naa ne awali dégg nga fii Adi Traoré daanele mais li ñuy wax rek mooy macha allah le président Ousmane Tanor Dieng dégg nga seede bu rëy boobu mu def ki nga xam ne dafa maanaam xaaral sax daal parce que. on l'apprécie pas alors quelqu'un comme ça. on l'a entre les mains. Et naturellement, d'autant plus que nous sommes à un tournant où, dans les années à venir, nous allons être un pays pétrolier et gazier. Nous préférons mettre le Sénégal, d'abord collectivement, dans les mains de Benno Bokk Yakaar et individuellement entre les mains de Macky Sall, parce que nous savons ce qu'il est capable de faire, nous savons ce qu'il a à faire. Pour les autres, nous ne savons pas, nous n'avons pas confiance, nous n'avons aucune raison de changer, entre parenthèses, comme on dit, une équipe qui gagne. Certains de vos camarades contestent la régularité. Dégg nga lool de Awali allo baal ma damaa miitoon. waaw ma ne dégg nga li président Tanor Dieng wax nee na ànd ak ki nga xamante ne nii yaakaar nañ une équipe qui gagne on ne change pas mais ànd ak ki nga xamante ne nii wóor nañu ne wóolu nañ ko liggéeykat la gëm nañ ne aussi am na lu ñeneen ñi amul donc mooy capitaine gaal gi. wallaay dëgg la. fekk si naa ko ci li mu wax de. ndax Macky Sall li mu liggéey ci Sénégal ñëpp teg nañ ci seen bët. so Olof Ndiaye di waxee lu ne fàng kenn du ko jeex. kon nag may nañu ndékki may nañu añ suñu liggéey reer war nañu xiifal di xaar reer bi. jërëjëf. waaw Macky Sall daal. moo baax ci réew mi. jërëjëf. incha allah ñoo ngi koy ñaanal deuxième mandat te dina ko am parce que comme li ma wax bilan bu positif la am. jërëjëf li mu def ci 6 ans 7 ans am nañu fi toog ay 40 ans 50 ans defuñu ko fi. dëgg la. jërëjëf merci beaucoup Awali kon ñu ngi lay gërëm di la sant ci déglu bi ak jàppale bi nga xam ne moom nga jàppale monsieur le ministre Makan yaakaar naa ne pratiquement ñu dans 5 minutes ñu libéré la mën a ubbi ligne bi def ko 212 219 9695 képp koo xam ne vraiment bëgg nga bokk ci waxtaan bi soo duggee ñu ubbil la ñu waxtaan débattre ci réew mi ci li nga xam ne jàpp nañ ne parrainage bi foofu lañ ci toll mais daal en tout état de cause dégg nga jox nga ma sànq buzz bu mag tey ji xam naa ne am na ñu bëri loo révélé ci li nga xam ne xewoon na ci 88 maa ngi koy fàttaliku ci na Alain Blanche ba amoon kon 88 xew-xew yu bëri amoon na fa donc le Sénégal a pu s'en sortir ba tey ñu toll ci démocratie bu mag bi jox ko fi ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade mu liggéey fi liggéey bu rafet pare
jël ñaanal doomam ji nga xam ne mooy président Macky Sall tànnoon ko ci biir nag doom yi ne kii mën na nekk premier ministre kii mën na nekk président assemblée bi ko ñëpp songee mu ne ko génnal dawal dem sa yoon ba ñu dellu see mu ànd ak moom mënoon na bàyyi deuxième tour bi génn waaye dafa ñëw bloqué gars yi ne Macky jàllal ne kat ñi ma fal ñëpp xam naa ne moo ci gën a aay moo ci gën a mën moo ci gën a compétent moo tax parti socialiste tey li muy rëy nag parti bi mag am 70 ans ñëw na Macky Sall yow gëm nañ ne mën nga liggéey parce que nag président Abdoulaye Wade bi mu ànd ak moom 4 ans ci biir 2012 ba 2001 2002 pratiquement ba 2008 mu ànd ci ak Macky Sall yaakaar naa am na lu mu wane ci réew mi dama daan wax ne la ville de Lompoul bi tey mooy Diamniadio bi te loolu ci projet yi nga xam ne bi président Macky Sall nekk premier ministre bokk na bi mu ko yoree tey ji xam-xam bi mu yor di ingénieur indi lijjanti pétrole bi yàlla may ko ci yaakaar ak bés bu leer ak xam yoon yu muy jaar ba ñu bënn ko gaz bi nga xam ne tey ji boo joxewaan junni ñu wecc la ñaar fukk tey ji wàjji gaz ba ma nga ci juróomi téeméer ak nangam ba pare boole ci nag ñu commencé sax nag bëgg a jaay gaz courant yi ñu ne woon dañuy coupé courant yi coupé tul ñu ne plan tàkk wala tàkkal ñu ne ñu ngi jéem a taal waaye taaluñu woon ñu ne ko kat nag yow fan nga mën a def ci réew mi mun a bàyyi leen aw ma bâton magique nii la ko waxee woon waaye dinaa ci def pexe tey ji électricité ba ña ngay jaay waa Mali ña ngay jaay waa Guinée ña ngay jaay feneen ak feneen courant baa ngay dox te ba pare nag boole ci nag dangay am sax nag sa benn compteur boo xam ne yaakol moomal sa bopp kenn dootu la fayee facture 100 000 wala 200 000 borom kër yi nga xam ne facture courant 100 000 la ñu woon xam nañ ne léegi ci 40 000 wala 35 000 te kenn amatul ginaar gu yàqu wala ci coupure bi tailleur yi ñoom it ñi ngi ñaw ba pare temps yi fashion yu bees la ñu ñaw ndax dañu am temps di mën a design di dagg machine yi di dagg ñu koy importer fu ne ñu ne déeta waay agriculture bi ñu dox ci lu am solo mbay mi sunu borom moom taw moom suuf waaye ñu ngi yaakaar ne képp koo xam ne ji nga rek bu ndox amee la ca des sunu président Macky Sall jàppale na si muy jumtukaay outils yi nga xamante ne nii mooy dimbali baykat pour mu dimbali ko ñu ne déeta waay mu dem ci couverture maladie universelle loolu tamit xam nañ ne képp koo xamante ne nii yaa ngi faju wala yaa ngi am jalis booy def xam nga ne machine yi wàcc na képp koo xam ne yaa ngi doon def opération ci lu cher ngay dem fu ne léegi yaa ngi yem Sénégal am na ci loo xamante ni kenn du ko jeex xam nañ ne xale yi dimbali nañ leen ci jeunes yi jàppal na leen ci liggéey bi informel bi dugg na ci lu bare bari dugal ci socialisme wax nañ ko léegi maanaam social rawatina nag année bii ñu wax année sociale monsieur le ministre année sociale bi lan nga yaakaar ne président Macky Sall mën na ko indi pour daj dëgg ci li nga xam ne mooy li askan wi soxla social lan mooy social ci yéen. jërëjëf Nogay encore une fois ministre conseiller yéene la rek ñun dañuy liggéey ku nekk dañuy yéene wax waaye titre yi moom ak qualité yi ministre conseiller wala chef de bureau économique ay camarades baax loolu baax na di rappeler tout le temps gis nga année sociale bi nga wax moom ku ci nekk nga koy dund waaye bëgg naa dellu si tuuti ba ma ko permettre ñun yàlla dafa ñu xéewale dara encore damay insister doomu Sénégal yi nekk ci opposition laay waxal nañu bàyyi seen xel bu baax a baax ci conséquence wu choix yoo xam ni c'est des choix yoo xam ni ci xol lay jóge wala subjectivisme sant nañu yàlla nag parce que barke Dembo Ndiaye le président bu Chine jóge Sénégal n'est-ce pas tey jii yaa ngi koy wax sànq Angela Merkel mu ngi nekk ñëw ci pays francophone yi tànn ci Sénégal ñu ni Sénégal yaa fuus la déedéet Angela Merkel bu Europe jógee ñëw Sénégal ci pays encore une fois francophone yi bu jógee Dakar Nigéria Ghana yooyu yëpp ay pays anglophone lañu ñu ne yaa fuus lañu déedéet tey képp koo xam ni doomu Sénégal nga war nga tiitaru yi nekk ci Sénégal caaxaan yi nga xam ni nag yi bëgg dugg ci réew mi devoir la bépp doomu Sénégal nga taxaw ci sa tànk tubay pour mu bañ a jàll. Nogay est-ce que lire nga liste coordonnateur ñi nga xam ne ñu retiré support parrainage. lire naa ko les 81 la. lay lire naa am na ci ñoo xam ni amuñu ku leen représenté ñoo dem jëlal ko seen bopp représenté. dëgg la bari na représenté seen bopp. yaa nga cay lire ak ay yu kenn xamul ay Omar Wali Zoumaro ay Alioune Badara Kagnon am wóor na ma ni yow mii tey jii yow mii Nogay. soo nekkoon candidat ñi ma la wax fii am na ñoo xam ne xam naa leen. soo ñu taxawoon tey jii yaa leen di rayo 50%. parce que kenn xamul leen ci réew mi wala sax ñoom muñ taxaw ci nit ñi ba ñu leen yow kii kan la. donc nañu delloo si suñu xel
président Macky Sall li muy liggéey ñu ngi liggéey loo xam ne lu kenn xamul ci réew mi. d'abord ñun amuñu woon moyen fi ñu jëlee woon réew mi dafa jafe woon. crédibilité mu képp ku nekk États-Unis xam nga lan mooy crédit ku amul crédit doo dem. au niveau mondial. banque mondiale ak FMI ak yooyu di la tontu wala yeneen investisseurs étrangers ñu ñëw ci moo xam ni ci béy moo xam ni amul jàmm te xam ne ñu seen intérêt nekku fa. boo gisee tey jii nit ñu fàq jëm si Sénégal président Macky Sall li ko soxal mooy lépp luy am di alal di génn ci réew mi na fekk ñun ñu mën ko séddoo ñi nga xam ne ñëw ci doole ji ñu mën ci am gis ci seen bopp loolu mooy année sociale bi. jërëjëf. tey encore une fois ñu ngi lancé appel. yàlla nag mooy joxe nguur. waaye tey yàlla dimbali nañu ci tournant bi mu nekk ni ko Ousmane Tanor Dieng waxee le président Tanor Dieng. ci tournant lañ nekk tournant boobu dafa laaj loxo yu set wecc. ni ko président de la République Macky Sall waxee nous sommes le Sénégal est entre de bonnes mains. te loolu rek moo ñu soxal képp koo xam ni yeewu nga encore une fois. na nga fexe def ndànk fexe sa signature balaa muy dem ci kenn na fekk ci nit ku baax la koo xam la nit koo xam ne du revanche moo ko jël wala nekk ko dal la bu fekkente ni kenn la candidat ba ci réew ma naam sax mu am tur wala mu nekkoon premier ministre wala lu mu mëntoon doon nañu xool lan moo ko motiver ci jiite réew mi ak ñan ñoo nekk ci gannaaw. président Macky Sall moom ni ko tànnoon Ousmane Tanor Dieng ak président Moustapha Niasse duñu topp ci nit parce que dafa yaama neex. déedéet. parce que li ñu doon am nañ ko ba pare. donc ñu ngi appelé Sénégalais encore une fois. ñu daal di voter seen xel. yàlla moo ñu may ñi nga xam ne tey jii ñëpp a ngi ñëw d'ailleurs ñëpp a ngi ñëw PDS ñi fa nekkoon ñëpp tey jii li am solo yëpp ñu ñëw. ñoo bokk ndey ak baay waxoon naa leen ko. président wax na ko sànq nee na bu leen ragal les candidatons. réew mi ñoo ko bokk kenn moomu ko. nañ koy yaatal tey jii parrainage yi la ñuy xam tey jii kan moo nekk ak Macky Sall ku nekkul Macky Sall ci parrainage yi. dëgg la. bi yoon bu ñu génnee en 2019 ñu gagné. amatul man maa fi njëkk amatul man maa fi nekkoon li leen compté mooy pare woon na honneur parrainé naa Macky Sall. dëgg la. donc nag nañ góorgóorlu ci parrainage yi signature yi ñëw. ñu am 3 millions ni ko sama xarit sama doomu ndey Bassirou Djigal waxee. ak xarit Traoré bu ko defee ñun ñu daal di entrer dans l'histoire. bu ko defee ce sera un Sénégal pour tous et un Sénégal par tous surtout. jërëjëf maa ngi lay sant nag di la gërëm vraiment ci liggéey bu rafet bi ngay def. jërëjëf Makan Kane di monsieur le ministre conseiller comme ni ñu koy waxee nekk ci bureau économique bu Washington mais aussi nekk chargé à la communication de la DSE mais tamit di militant bu mag ci parti APR tey ñëwoon fii waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo doon pencum réew mi kon nag ñu leen taaxirlu leen ñu dem Baobab reer tuuti dellu si waat. waaw wax nga dëgg de ñun de guy gu réy gi nekk ci digg New York mooy sunu ndaanaan moo nu tere nelaw ñu ni guy gi fan la nekk ñu ni mi ngi nekk 120 West 116 Street between 7 and Lenox foofu moo di fan nee nañu foofu nag moo di Baobab guy gu réy gi nekk ci digg Harlem tubaarkàlla macha allah bu ngeen demee Baobab bëccëg bi nee nañu ceebu jën yaa nga fa maafe yaa nga fa ceebu yàpp yaa nga fa suluxu mbalax yaa nga fa booleeg nag ay xale yu jigéen yu taaru nag te set wecc nag bërëb ba dolli set xeeñ neex bu ngeen demee ñu di leen toppaloo ngeen lekk ba suur naan ba màndi lépp ñu teg ko ci yoon ñu ni loolu ndax doy na ñu ni déedéet guddi ga nag bu jotee nee nañu alaaji sëriñ moo fettax daanu si ca biir nee nañu bu ngeen ñëwee fekk ca biir dibi ja nga xam ne moom lañ daan lakk Sénégal di ko booleeg soble sa di ko jëri ca taal ba di ca xëpp li nga xamante ni moo di moutarde di ba ak oromasi ba moom la ñuy defar ba mu baax nee nañu sëriñ moom la nekk ca biir góolu ko ñu ne ndax loolu rek doy na ñu ne déedéet dana ciy def bu yàpp nag di ci def bu ganaar nee nañu ndax Baobab restaurant ci loolu la yem ñu ne yemunu ci loolu ndax Baobab restaurant boo amee seen numéro téléphone ñu di ko wax 212 864 4700 mën nga jaaxaan ci sa kër woote di nga yot ci xale yu jigéen ya fa nekk nga jox leen sa adresse ñu yabal délivré bi mu daal di ñëw indi la li nga commandé bu ko defee nag nga am noo defar ñoom nag nuyu leen nuyu ba am maanaa bu ko defee ñu daal di dellu si nee nañ foofu daal moo di Baobab restaurant moom la gars yi doon seet waaye nag dañu ni tubaarkàlla macha allah kat
baobab daal bu ñu ko waxee xel yëpp war a dem Sénégal dem feneen fu dul Sénégal lu dul West Africa kon nag delloo si leen xel yi te fóotaat xol yi baobab restaurant mi ngi ci 116 Street kon. yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ñi ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal dëggal ma bëgg bëgg naa leen di nee na bëgg leen Adja Khady nee na bëgg na leen bëgg na Sénégalais yi moo tax mu ñëw ci 116 Street ubbil leen fa nag supermarket bu mag a mag a mag tuddee ko chez Adja Khady halal meat fish market foofu nag soo fa demee ndeysaan sama xel dem na ci Abdou Diaw dana am yàpp béy mbembe am na nag macha allah ay nag yu baax yu prix yomb yoo xamante ne nii Adja Khady amal na leen ko te it nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ci tabaski bi wax dëgg yàlla sénégalais yi ak sénégalaises yëpp ñëw nañu support ñi ci nga xam ne seen wërsëg newoon na ci xarim doon jaay nee na daal mi ngi leen di santaat di leen gërëm ci jàppale bi nga xam ne moom ngeen koy jàppale Adja Khady nag nee na wax dëgg yàlla ak Ndeye Marie macha allah ñi ngi feseen rek di gën a ànd ak yéen ci liggéey bi fan yi mburu mi gën na faa tàng gën fa neex am na chocolat yu baax yu am na juice yi fa ñëw yu bees di tax yi ak yëpp Adja Khady daal nee na moom mooy ñàkkul dara araw en gros daf koy jaay am na sànqal am na sunguf macha allah lépp lu fa waay bëgg rek cosmétique bi aussi ma nga fa greffage temps yi ñu ngi seel prix yu baax képp ku bëgg a jëndal sa njaboot xam naa màggal gi ñu ngi koy wàcc donc lu fa waay bëgg rek soo ñëwee ci Adja Khady incha allah dinañ la ko jàppale kon daal Adja Khady daal moom bu ko kenn wuute na ngeen ci gën a taxaw 645 7505 adresse ba ma nga nekk ci 251 West 116 Street Adja Khady daal nii la wax lu ma wax yéena nee na lu mu wax yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan lañ ñi ma mel yéena ko waral daal Adja Khady daal nee na bu fi teg ku joxee yéen Sénégal yi yéen rek la te boole na si nag am wax naa la doo ñaaw ci Pikine restaurant Gracia moo nekk ci biir restaurant ba Fat Bintou Ba nekk ca biir ci bëccëg ba di fa togg ceebu jën yu neex maafe yu neex domoda yu neex suppu kànja yu neex waaye Gra tamit ànd leen ci vraiment saf-safal yu bu neex yi ca biir yaakaar naa Amadou moom kenn du ko laajteti ci dibi bu neex ak poisson braisé comme customer bégal la taajal la añ bu neex boo bëggee am lu la neex demal ci Pikine restaurant ci 240 West 116 Street numéro téléphone ba di 646 922 7015 Pikine restaurant Amadou mooy oona ba saa yoo fa duggee am lu la naqari bàyyil sa benn moo rek boo ñëwee la fa naqari woon danañ ko faj Pikine restaurant daal boo jëlee A B C dangay mën a ñëw ne leen damay réserver table mën nga fa def sa anniversaire mën nga fa def sa dîner te kenn du la gisal glace yu rafet a fa nekk macha allah ci service bu set a set Pikine restaurant daal xam naa ne moom la gaañ bi wër. yaa ngi di góor un Sénégal émergent yaa raam yow ñu ngi ci yoonu émergence da nga ñëw di góor un Sénégal émergent gàcce nga laama yow maa ngi ci yoonu émergence kon nag 212 219 9695 di leen bëggee pencum réew mi Omar Diaw déglu leen ko suba ci TFM 4h incha allah seetu bi ci Kebs Thiam dana am émission bu mag bu fa am ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Khady Ndiaye jëlal macha allah otoraay bi bu ne pin waa Thiès dinañu kontaan ana waa Thiès ndeysaan ñëwuñu naxee mbaay
212-219-9695 Degen Diop jëlal Degen Diop jëlal Ami Badji ana nga noo toogee Suzanne Diouf xam naa ne yaa ngi yëngal sa tànk Madame Chérif Connecticut duma fàtte Camara mu bàyyi bëgg Macky Sall Awa Diouf jëlal Seyd Diagne jëlal ma faal ana nga noo taxawee sama taximaan yi maa ngi leen di bëggee nag di leen sant di leen gërëm saa su ne su ma wootee ci rajo bi ñee ku may jël si rek am na ñaar wala ñett samay nijaay samay xarit samay soppe am ñoo xam ne xëy na ci ni ñu taxawee ci rajo bi rek lañ ñuy woo di ñu jàppale ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di leen ziare saa su ne jëlal waaye ne bokk bandam Ramatal jëlal waay Adi Koyta accu caw sa xiir ana Fat Mbeng Ndey Maram Camara cawal sa xiir Madeleine Dieng sa taaru waay dañuy bëggee bàcc ana bàcc Africa ki ne aywa ana ki ne Samb wol ma nogay Kor Balla Dieng kana Sall ABR ana jàppal noo tooge emerda ay mango jëlal kay bintu alxuraan waroon tudd sa heure bi totul heure bi de day korne lisa wallaay bilaay dafa sori 212-219-9695 ci la fa diine ñu ngi lay bëggee saa su ne ku bëgg a bëggee rek dugal ñu ziarante Maam Astou Diop ñu ngi lay ñaanal wér waay yëkkati ko ci kaw waay Maam Astou jógal waay ana Birima Mbuub Birima xam nga yow fi nga dëkk dafa sori sa ay maam ngi caar la ñu dëkk te train express bi ngi caar la jëm bu lay boo nga nangu de baax na bilaay topp nga naan ma no koy yóbbaale ma damay bañ de ndeysaan bilaay ñëw na te ngi caar la jëm suma kër maam musique mi taan ak Malick Kumba ma dem ba ngay ma ca ceem jàmm ñu ñuul ñi ñoo leen moom jàmm ñu xees ñi ñoo lay moom ba foog nga mbaa jaan alaaji soose mbubay nogay yooyu Birima xanaa lii neex na Birima cawal sa xiir xam naa ne sa tànk bi dafa gaaw nag ndax ni nga kiiwee noonu noo nga naan ndogoj yaa ngi dem Sidi yaa ngi dem dellu tel Sidi Babou cawal sa xiir dama li ma jaaxal sax man waa opposition bi dama leen laajoon xar mais kenn mais opposition bi jaruñu dara kenn amu ci xar bàyyi naa leen Jacob Coulibaly yow doo caw sa xiir yow moom doo caw sa xiir Alioune Dieng li ma jaaxal Alioune Dieng dafa jékki-jékki rek dem ci parti Malick Gakou te man pees laa ko séenoon Alioune Dieng mi jaaxal na ma de grand lay mbaw jëlal grand texe ci kenn du yow ana gaynde Njaay gaañu mbokk yi nag ma wax leen gaynde yëpp naa ko reer jox naa ko reer bu rëy na ko ñëpp yëg démb laa ko jox reer bu rëy te am na ay seede nag waxtaan rek xam ngeen ne ay nit moom lu ñu bokk te mënuñu ko séddoo bégte rek ci war am na auditeur bu dugg léegi salaamaaleykum. waaleykum salaam Adja. man lay laaj Thiano maa ngi kontaan naa ci émission bi. jërëjëf grand. mais li ma gën a kontaan lool nag mooy sama xarit bi nga tudd Birima. mais sama baay Birima. merci beaucoup waay. El Hadj jërëjëf yow tam ci woote bi ñu ngi lay bëggee saa su ne may seedeel àddina bi yëpp ne El Hadj Thierno mi nit ku baax la
wax dëgg yàlla dañuy déggante New Jersey la nekk mais saa su ne lu ñu xew la da ciy jóg da ciy jàpp di ci yónnee di ci def ilaachar na yàlla ñu yàlla fayal ci barke borom Touba. ñu ngi lay bëggee bu baax 212-219-9695 ñoo mais lu des ci 10 minutes nag ku bëgg saafonte rek ñëw leen ñu waxtaan wax dëgg yàlla ndax yëfi nag ñoo ko bokk te dañuy namantikoo nag wàññiwul dara yenn saa yi nag ñu bañ a politique ñu bañ a politique am noo def am nu ñu def wàññiwul dara wàññiwul dara ndax yëfi nag ci lañu bokk. waaw gis nga. El Hadj Ndaw jëlal sa zagun sam gi ndax taxitaan tak gindal gis tey gis ay xari koy jëlal gis ay gis jërëjëf sopp naa leen saa su de nag sopp naa leen bu baax a baax di leen bëggee sama xarit yi di bëggee soppe yi di bëggee communauté sénégalaise bi macha allah saa su ne ñu ngi ciy jàpp saa su ne ñu ngi ñuy encouragé saa su ne ñu ngi bëgg ci di waxtaan ak ñun di ñu encouragé di ñu wan yoon di ñuy ne fi ngeen ko teg foofu la góor ak jigéen mag ak ndaw nag. rawatina sama càmmiñu taxi maa ni Ablaye Sarr maa ngi lay nuyu bu baax a baax ndax kenn du yow ci man Ablaye Sarr kenn du yow ci man waaw su ma soree woola bu guddee ma woola su ma feebaree woola Ablaye Sarr daal communauté bi maa ngi wax ne Ablaye Sarr kenn du moom Ablaye Sarr kenn du moom waaw Ablaye Sarr kenn du moom barke borom Touba. Modou Bousso dégg naa bi ma la woowee fan yee ne la kaay jël si ma gaañi dañ laa woo ne la lu xew Modou Bousso sama xarit nga de bu ma kenn kii nag ba tax man dootoo ma jël si de Saliou Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la gërëm di la sant sa wax dëgg yàlla bi Omar Diaw demee ba léegi saa suñ la woowee rek wax dëgg yàlla ñëw nga jàpp ci ba mu baax bii nag dama koy may sama benn rakk boo xam ne moom rek laa koy may waaw moom rek laa koy may parce que li tax ma di ko may xam na fi ma toll ci moom it xam na fi mu toll ci man te wax dëgg yàlla daal sama xarit la daal waaw sama xarit la saa su ne dina ma woo waxtaan ak man su ma ko xalaatee sax ndeysaan sama yaram day daw maa ngi koy may bii rek te bi ma ko bëgg a may sax moom dafa sax sori mais bu ñëwul tey rek dina ñëw déwén. fi nga toll ci man xarit sama sori na kon nag jëlal ko. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si li nga def. bisimilah. allo. maanaam li nga wax lépp ci
émergent bi Macky Sall di def loo tax doo wax ci affaire pompier yi amul matériel ci àll bi il a fallu que lakk gu am xombal waa Thiès ñëw intervenir parce que ñàkk matériel lan moo tax doo wax ci yu mel noonu mais nekk ci di coow rek waxul dëgg yow dañ ku ñeme yàlla nga del wax li am ci Sénégal. waaw dégg naa. del wax ci li am ci Sénégal àll bi amuñu dara pompier yi da ngay woote Kaolack da ngay woote duñu am matériel dara lu del wax ci yu mel noonu. mais fan wuy ma sëñ bi non xoolal pompier yi ci àll bi benn amu ci matériel. déglu nga wax ko man su ma ñemee yàlla kooku yow su ma rusul woon communauté bi dinaa la wax loo xam ne soo xëyee dinañ daje 116 te bu boobaa barke borom Tuubaa di nga ko rëccu. jël leen waa ji saay-saay la dafa dugg ci waxtu woo xam ne nit ñi dañuy bëggee xolam tàng nit ñi liggéey dañuy wax ci parti politique ba jeexal bay bëggee muy wax waxu ay danga si ñeme yàlla yow boo bëggee wax kay dara lu la naqari wax ko rek fu xombal bu amul matériel ñu jooytu ko ñun ñëpp lakk fu mu am ñun ñii tey jii bu ñu lakkale woon suñu xol dina tàng bu sapeur pompier yéexee ñëw suñu xol dina tàng ñi lakkale dañuy ñaan suñu borom bi delloo leen ci li gën ci ñoom mais bul jël nit bu toog di wax ci rajo nga taxaw attaqué ko wax say wax yu yoo xamante ne nii jaaduwul. et je prends la communauté nag en témoin comme ni ñu koy waxee maa ngi ak sa numéro téléphone jël naa ko soo ma woowee woo ma 917 941 0682 ci li ngay wax bu dee dëgg ci yow barke borom Touba dootoo ko defal. boobu nga xam ne seetaan xoolal ma jeex bu ko faale ba ñun dañuy bégee bu ko faale. jërëjëf allo. 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 oui. waaw dégg nga musique bi de Ablaye demal. déglu bu baax. ligne baa ngi xonkandoo gaañu bu ko kenn wax dara dañ bàyyi noonu. li ñaan wolof def na ku bu la mbokk mënoo ko jëw ñëpp ngi wootee noonu ku nekk ngi wootee noonu dal leen man wax bëggumay mer allo. allo ma faal woo ma ci rajo bi maa ngi ci biir téléphone bi woo ma ci rajo bi allo. allo. ñëpp ngi woote ndoo ku nekk bëgg na dugg amul problème maa ngi jégalu ñëpp ngi woote di ma wax na koy bul mer du ma mer macha allah maa ngi jégalu kon di leen wax ne ñu ngi leen di bëggee saa su ne kon nag macha allah jëlal yow allo. ma ne waxuñu ñu ëpp waxantiir la ñu li ma la wax loolu ci affaire. allo. yow maa ngi yow duñu waxaat allo. allo. bul wax ba pare di daw deuxième bul wax ba pare di daw deuxième li da ngay am contrôle sëñ bi amal contrôle ci li ngay wax parce que xoolal Amérique nag la ñu nekk te nañ def très attention parce que ñun ñëpp on donne des informations te on a les informations des uns et des autres nañu bàyyi des attaques personnelles Sénégal ñun ñoo ko bokk ku nekk na nga wax li nga